téléspectateurs Ngor Plus tey jii ci seen édition spéciale bu ñu nee édition spéciale c'est un peu spécial par rapport aux faits yoo xamante ne moo nekk ci communauté bi bu ñu nee communauté donc dañuy nekk fii ci communauté lébu ku ko xam na ne ñoom dañuy yëngu ci lu bare bare mais li gën a particulier mooy suuf ñu nekk benn collectif boo xamante ne ni c'est le collectif des mouvements et associations pour la défense des intérêts de Yoff. Plus précisément ñu nekk ci Yoff nekk këri saltige moom mun a meg bi nga xamante ne moom moo initié mbir bi mais mu nekk ñoo xamante ne aussi ñu am pas-pas lañ ci intérêt wu défendre intérêt Yoff te bu ñu ne intérêt Yoff aussi mooy laa leen waxoon léegi mooy suuf si donc ci loolu noonu aussi dañuy nuyu suñu invité yi à l'image de Souleymane Samba Souleymane ñu ngi lay nuyu. waaw ñu ngi lay fay lu bare. waaw donc bu ñu jógee ci Souleymane Samba ñu dem ci Seydina Issa Laye muy représentant communauté Layène Seydina ñu ngi lay nuyu. waaw donc ci loolu noonu aussi dañuy jox Souleymane Samba mu nekk membre collectif mu def un peu de présentation par rapport ak moom li mu fi toogee. aoudu billahi min ashaytani arrajim bismillahi arrahmani arrahim wa sallallahu wa sallama wa barak ñu ngi nuyu ñëpp di nuyu suñu wayjur suñu sëriñ Baye Abdoulaye Thiaw Laye di nuyu mboolem bayt ahlu bayti sayyidina Limaamu Laay yëpp di ko ñaanal yàlla moom Baye Abdoulaye yal na yàlla may dolli ko wér yàlla yokk taxawaayam yal na yàlla defal leen tawfiqu biir ak biti di ñaanal it mbokk yi nga xam ne ñoo fi daje di ñaanal tam suñu kilifa yi nga xam ne ñoo toog seeni kër tey du ñu déglu mu mel ni jataay bi yàlla ngi dogal ñu sos ko association mouvement association pour les défenses et intérêts de Yoff yàlla dogal ñu jàppane rek dëkk bi ñu toog nii moo ñu jur te dëkk bu la juree lenn rek nga ñaan yàlla mooy lépp lu baax fu mu mën a joge ñu ñaan yàlla mu ñoddil ñu ko indil ko suñu dëkk bi waaye lépp loo xam ne safaan la moo xam ñu koy dund ci dëkk bi moo xam mu nar a gaar suñu dëkk bi ñu taxaw ci ba pare ñaan yàlla mu jëleel ñu ko fi loolu moo indi association bi jóg taxaw association bii nag ñu rafetlu ko lool parce que ñi ko ŋànk ñëpp dëkk bee leen jur te nag ñuy ay ndaw te am yéene boobu noonu moo indi jataay bi tey loolu rek moo indi jataay bi ngi leen di ñaanal yàlla yéen itam li ngeen man ren gi bu déwénee yàlla na ngeen man lu ko ëpp télé bi yàlla na leen ko yàlla yëkkatil ba mu kawee parce que gis nañ ñi ngeen di taxawu vraiment ci diggante Ngor ba Tubaab Jalaaw loolu nag yàlla gis na ko te ñii ka ŋànka ñooy doomi dëkk ba loolu nag yàlla na ko yàlla yëkkati ba mu doon télé bu mag insha allahu donc si kàddu yooyu aussi ñu rafetlu kàddu yooyu nga wax noonu aussi donc ñu jox kàddu gi Seydina Issa Laye aussi nii mu présenté wu aussi nuyu téléspectateur Ngor Plus bismillah bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi wa kafa wasalaatu wasalaamu ala imam allahi almuxtar wa sayyidul alamin assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ñu ngi sant yàlla bu baax ñu ngi julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di jiital ci nuyoo bi nga xamante ne ñu ngi koy nuyoo suñu wayjur suñu papa El Hadji Abdoulaye Thiaw Laye xalif général des Layènes ak njabootu Seydina Limaamu Laahi gi nga xamante ne moo leen jiite nga xamante ne collectif bii bi nga xamante ne sos nañu ko kenn ku ci nekk ci ñoom dem nañu toog waxtaan ak yow wax la li tax a jóg mbir mi nga rafetlu ko ñaanal ñu ngi leen di ñaanal yàlla na yàlla yokk seen jàmm ñu ngi ciy teg imam ratib bu Yoff di imam Mouhamad Ndoye ndax noonu la Yoff tëddee muy suñu kilifa di ku baax di ku yiw di koo xamante ne moom it yamul ci ñaanal ñu waaye dafa jug ànd ak ñun bokk ak ñun xeex bi ñu ngi ñaan yàlla na ko yàlla dëgëral te kantanal ko ñu ngi nuyu borom ndoom bi tànk yi muy coutume bi muy jaraaf muy saltige ak seeni jëwrin yàlla dogal ci muy ak frère yi tamit yàlla dogal ki nga xamante ne moom la ñu yàlla booleel nga xamante ne lii bokk na ci ñi ko taxawee jiituñu ci muy
saltige Mamadou Mbeng ñu ngi koy ñaanal bu baax waaye di ñaanal collectif bi nga xamante ne ñoo topp ci gannaawam nekk ci kanamam nekk ci wetam yépp muy ñi nga xamante ne ñoom ñoo bokk di taxawee mbir mi ñoom ñëpp kenn ku ci ne yàlla na yàlla dëgëral la te dooleel la te di ñaan yàlla mu dolli jàmm ci Yoff. donc ñu ngi rafetlu kàddu yi bu baax a baax Seydina Issa Laye Mactar donc dañuy dugg aussi dans le vif du sujet parce que tey jii nii thème bi c'est tellement simple mooy parce que gis naa que sax si seen lakose ñu bind si non au bradage des terres de Yoff mu nekk suñu dëkkuwaay suñu yitte loo xamante ne nii loolu collectif des mouvements et associations pour la défense des intérêts de Yoff moo ŋànk loolu noonu tey jii nii Souleymane bu mu la laajoon tey jii nii seen collectif bi nii parce que j'ai l'impression que ne tur bi dafa wuy boroomam muy les intérêts de Yoff les intérêts de Yoff si dans quel sens barakallahu xam nga daanaka mooy li nga tudd rek ne collectif bi daanaka firi na boppam collectif bi nga gis c'est tout Yoff ñëpp la suñu mbokki mool yi ñu ngi ci biir ñoo ko jiite sax mécaniciens yi di liggéey ci gannaaw pont bi ñu ngi ci biir menuisier yi ñu ngi ci biir mareyeurs yi ñu ngi ci biir Yoff en tant que tel les comment dirais-je ñi nga xam ne ñoo ŋànk penc yi muy comité de gestion penc yi ñu ngi ci biir sëriñ bi tudd na léegi suñu baay suñu xalif général bu sama waa kër maam Seydina Limaamu Baay Abdoulaye Thiaw Laye ak njabootam yi mu àndal ku mel ni imam Mouhamadou Makhtar ku mel ni seen porte parole Mouhamadul Amin ñoom ñëpp suñu imam ratib Mouhamad Ndoy ak ñi bëgg a Yoff am ndam yëpp daanaka ñu ngi ci collectif bi donc loolu firi na boppam muy loo xam ne nag yàllaa ngi dogal gis ngeen nit boo koy puus ba mu sës rek day taxaw demuñu Tuubaa di fa xëccoo ay suuf demuñu Tiwaawan di fa xëccoo ay suuf ñun Yoff rek la ñu am aéroport bii ku ne xam na ne ci Yoff la nekk ba ma waaxoo léegi dama dugg biir aérogare aéroport bii la ñu gis ne tey ji si suñu xeex aéroport bi moo ko waral aéroport bi moo waral wax ji yëpp aéroport bi moo waral wax ji yëpp parce que yàlla moo dogal bii ka mag ñi di jël di ko joxe dañ ko jofoon par utilité publique Sénégal ñoo soxla woon fu ay avion di dal ay avion di naaw ñu fekk suñu mag ñi di bay ñu ñaan leen nañu dañu bëggoon loo xam ne nii dañ fay def ab aéroport pour utilité publique loolu kenn sañu ko bañ parce que loolu dafa légitime mag ñi jël seeni alal seeni tool jox leen ko yu ci bari nag mu am ay titre foncier yu fa toog ba tey comme utilité publique la ñu dem ba yàlla dogal Sénégal di prévoir feneen ab aéroport ci nguuru Abdoulaye Wade ñu dem ba aéroport boobu sotti ñu jël seeni bagage yóbbu ca aéroport booba ñun en 2019 ñu gis ne vraiment aéroport bi mu ngi commencé ñu ngi ko daggal ay nit ba instant bi may waxee ba instant bi may waxee daggal ay nit di ko jox ñoo xamante ne ni dëkkuñu sax Ndakaaru dëkkuñu Ndakaaru te fa ñu dëkk am nañ fa dara te Ndakaaru yàllaa ngi dogal ñaari géej ñooñu tiim ñun mu la Yoof la Ngor la Wakaam géej yi ba doon daje ñun amuñu fen fañ dem amuñu fen fu ñu dem ñu gis ne comme utilité publique la woon lu bon ñun nous sommes les ayants droit ñun ñi nga xam ne ñoo dëkkee booru aéroport géej gaa ngi ñoo song la ñëw gouvernement bi waroon naa gis ne balaa may sédd kenn war naa sédd ñi nga xam ne ñooy tëdd ci wetu aéroport bi mais est-ce que loolu aussi def ngeen ci ay démarches par rapport à ça aussi yal na yàlla fay la booba ba léegi ñu ngi ci démarche yi am na ñu fi jogoon ba muy tàmbali dem wax ak gouvernement balaa ñooñu di jog moom gouvernement ki nga xam ne moo fi toog tey muy Macky Sall la di président Sénégal ñu yaakaar ne yéene ndam Sénégal moo ko tax a jóg
balaa muy jot ci nguur gi moom moo waxoon ne bu ngeen ma falee alalu lébu suuf si bu lébu yëpp danaa ko delloo seeni borom. waaw parce que loolu noonu benn point la boo xam ne da ngay teg sa baaram foofu noonu boo xam te ne point la ma dañ siy revenir donc man damay revenir un peu si Seydina Issa mu jox ma réaction am par rapport ak li ñu fi wax nii mooy non au bradage des terres de Yoff concernant le collectif des mouvements et associations pour la défense des intérêts de Yoff yow aussi tey boo fi toogee tey buñ la gisee te dinañ xam ne tey jii nii kàddu gi di jóg muy nekk kàddu représentant communauté Layène te bu ñu ne représentant communauté Layène ça concerne la collectif bi muy Layène gi yëpp ahlu bayti laay bi yëpp donc mu concerne aussi Yoff gi yëpp parce que kii wax na ko sànq si waxam ne ñoom ils sont pas seuls donc collectif bi ñoo feeñ mais am na ñeneen ñu nekk seen ginnaaw donc Seydina tey ban réaction yi ngay def par rapport waaw xanaa di am mbégte ak contentement ci yéen ñi nga xamante ne yéen la yàlla séddee télé bii nga xamante ne mooy Ngor Plus ci ñëw bi ngeen ñëw seet si ñu ngir ñu mën a jàllale suñu message parce que message bi nekk na message boo xamante ne gis nañu ne amaana ñu weer ko rek mooy tax ñu am li ñu bëgg ñun dañu jug pour sàmm dëkk bi waaye dañu jug ngir lépp loo xamante ne patrimoine la lépp loo xamante ne Yoff war na ci gis boppam ñu daw xëcc ko dugal ko ci dëkk bi waxuma ñu xëcc ko de mu jëm ci suñu bopp waaye ñu dem xëcc ko indi ko mu nekk intérêt Yoff nga xamante ne bu ñu fi jugee sax suñuy héritage dinañu am lu ñu mën a téye comme ni ñu ko suñuy maam sagale woon ba alalu Yoff ñu ñangaloon ko ba ñun ñu ñëw tey jii nii fekk ko fi moo tax yamu ñu sax ci loolu mais ba ci baar yi auberge yi ak mbaari géej géej et cetera yi nga xamante ne dafay ñaawal site bi nga xamante ne site religieux la dañu ciy xeex waaye bii nag dafa nekk loo xamante ne dafa nekk loo xamante ne daf ñu gën a mitti parce que tey man en 2012 bi nga xamante ne le président de la République Abdoulaye Wade mu ngi fi am nañu audience ak moom keroog man maa nekkoon porte-parole bi dama ko wax ne ko monsieur le président li ñu lay ñaan mooy nga jël suuf si nga delloo ko lébu gi seen moomeel bi mu jëlee kàddu mu ne ma Seydina li nga ma wax day bu ma jëlaatee nguur gi li may jëkk a def mooy ma jël suuf si delloowaat ko seen naam état bi teg na ci loxo waaye dinaa ko jël delloo ko seen borom muy bande vert bi yàlla dogal ci campagne boobu 2012 ci la Macky Sall tourné jóge Ngor Wakaam bi mu ñëwee ba tolloog piste bi nga xamante ne booba xalaatuñu woon ne sax dinañ aéroport bi na fi jóge moom son excellence dafa joxoñ aéroport bi daan ne lébu gi voteel leen ma boo leen ma votelee dinaa leen jox seen suuf joxoñ aéroport bi kon tey jii nii bu ñu demee ba yàlla dogal mu jël aéroport bi yóbbu ko Diass jël lépp loo xamante ne njariñ la woon ci Dakar mu yóbbu ko Diamniadio nga xamante ne suñuy suufu lébu gi moo fi des te mu déclaré woon ne bu jëlee nguur gi dina ko delloo seen borom ñu toog dégg ne président ñu ngi jël suuf si di ko jox ñaneen ñoo xamante ne ñu xam lañ ngir ñu dëkke ko ñii di ko jaay di ci enrichir ngir am ci alal ñu ne nag nañu taxaw bi taxawaayu du taxawaayu dara lu dul gis nañu ne dëkk bi xat na tey jii nii boo demee lu mel ni Ndenaat nga dugg lu mel ni Tongoor bu lakk amoon ci biir waxuma sax avancé géej gi di avancé di ñëw mais bu lakk amoon rek pour sapeur pompier dugg ci biir pour fay loolu problème la ñuy am kon tey jii bu ñu demee ba la nga xamante ne moom moo doon alalu lébu gi ñu jël ko di ko jox ñeneen te ñamu waroon ña ca gënoon a yey ñu gis ne ñu ngi leen di néewal doole
di jël seen moomeel di ko jox ñeneen ñu ne kon jot na nag ñun ñi nga xamante ne ñooy doomu dëkk bi ñun ñi nga xamante ne ñoo war a sàmm patrimoine dëkk bi nañu taxaw nag alerter gouvernement bi wax ak le président de la république son excellence monsieur Macky Sall ne ko day yow yaa ñu digoon te li nga ñu digoon ñu ngi ubbi suñuy bët ubbi suñuy nopp di ko xool waaye mel na ni day dafa mel ni la nga waxoon da nga ko dindi maanaam da nga wax waxet te loolu nag wax waxet boobu defe naa li fi newoon moo ko fi jële kon tey jii nii le président bu taxawee télé yëpp ñu dëkk ko télé yëpp àdduna bépp di ko seetaan mu ne askanu lébu seen moomeel gi nga xamante ne yéen a ko moomoon ñu nangu woon ko ci yéen bu ma toogee boo leen ma jàppalee dinaa ko jël joxaat leen ko kon ñu ngi koy xaar moom le président de la république te di ko interpeller ci di ko wax ne ko suuf si li ñu ciy def ñun de lébu gi neexuñu te ànduñu ci ñu ngi ñaan mu jëlaat li nga xamante ne mooy dëgg mu delloowaat ko fa mu nekkoon waaw. mais donc man li ma jàng un peu ci sa réaction mooy que ne donc bradage bi nii c'est un peu programmé par rapport ak yéen ni ngeen ko foogoon yéen waa Yoff. waaw xam nga dafa mel ni c'est autoprogrammé. parce que xam nga moom bu waxee li mu wax nii bu pare. ñu dem tey ji ba nguuram taxaw. ba dëgër. wax dëgg yàlla war naa mën a jël alali ñi nga xam ne ñoo ko moom mu delloo leen seen alal. ngoon buñ gisee ñoo xamante ne nii de maa ngi lay wax ne leen dëkkuñu sax Ndakaaru. ñu jël alal ji waa Ndakaaru di leen ko jox. plus particulièrement alali waa Yoof di ko jox ñoo xam ne dëkkuñu sax Ndakaaru. ngoon nag ñun ñi nga xam ne ñoo dëkk bi. war nañoo jóg taxaw pour ñu delloo ñu suñu alal. te dañu taxaw nag pour ñu delloo ñu suñu alal. mais ban taxawaay ngeen war a am par rapport à. yal na yàlla fay la. taxawaay booboo tax association bi jokk. te mooy mais dafa war a nekk benn démarche boo xam te day démarche pacifique lay nekk. aywa xam nga démarche pacifique. mooy li ñu def nii weesu ëpp ko. lii démarche bu pacifique la. effectivement te démarche bu noble la. bu noble la effectivement. démarche la boo xamante ne nii wax dëgg yàlla moom bu ci jotee wala autorité yi nga xamante ne nii ñoom ñoo ci war a jot buñ ci jotee war nañu mën a delluwaat gannaaw. te loolu moo ñu tax a jóg. mais nag sëriñ dafa am lu am. te foog ñu wax ko. gis nga ñun. boo demee Sénégal boo wëree Sénégal ñëpp ngi jóg di ñaxtu. ku nekk ngi ñaxtu. ku nekk ngi def naka sudul noonu. di taxaw ci télé yi di marche fii di def lu ne. ñun ba tey déggugoo ñu def ko. mais est-ce que xam nga lu tax mais est-ce que da ngeen ko war a def loolu aussi. xam nga lu tax. waaw parce que ñun dañu am ay kilifa. waaw ok. ñun dañu bëgg Sénégal parce que ñun dañ jàpp ne Sénégal. ñun Yoof gi ba jagee rek Sénégal dala jag. tànk gi ba jagee rek Sénégal dala jag. moo tax ñun waruñoo def dara loo xamante ne ni Sénégal bu ko gisee dafa am lu koy heurté. donc jàppal li ma jàpp mooy que yéen da ngeen war a joxe le bon exemple. le bon exemple par rapport ak te yeneen booba ak tey ci loolu lañ taxaw. waaye xeet lañu boo xamante ne nii. ma wax la tey nii. billahi alladi la ilaha illa huwa bu ñu jógee du doomu aadama bu leen di téye. yàlla bu mu ñu dal. looloo tax ñuy interpeller le gouvernement. ñun dañu wax direct ak Macky Sall. que ne ngir yàlla suñuy dëkkuwaay xat na. géej gi mu ngi ñoo songal la ñëw te amuñu fenn fu ñu dem. waaw mais man dama dégg nga ne Macky Sall. Seydina Issa Touré wax na ci discours am sànq ne Macky Sall. waaw mais man pour man avant Macky Sall pour man am na ndaw Macky Sall bu nekk Yoff. muy le ministre Abdoulaye Diouf Sarr nekk en même temps maire de Yoff. maire de Yoff. donc kooku noonu pour man mu nekk ndaw Macky Sall. waaw est-ce que kooku noonu tamit mënu waroon leen jaar ci moom nii pour mën a am li ngeen bëgg. yàlla na yàlla fay la. xam nga boo gisee. yow dëkk boo dem Yoof am na maire. am nañu maire en même temps ministre waaye. moo tax ma ne la ñun dañu am ay kilifa. ñun on a interpellé tout le monde. boobu ba léegi yéen a ngi interpellé on a les autorités. interpellé tout le monde. te ba tey di ñu ngi interpellé monsieur le maire. à ce que mu ñëw ànd ak mouvement bi pour ñu delloo alalu Yoff. ba tey jii may wax ak yow ñu ngi koy interpellé. ñu ngi ñaan ci moom. ñu ngi yaakaar ci moom à ce que mu recevoir ñu waxtaan ci affaire
aéroport bi parce que mu ngi gën a avancé te Yoff moo ko gën a soxla peut-être ba jotam moo ko mayul mais boobu ba tey gi ñu ngi koy interpellé boobu ba tey ñu ngi interpellé monsieur Abdoulaye Diouf Sarr en tant que maire le premier magistrat de ce village en tant que ministre en tutelle association bi nga xamante ne nii ay njabootam lañ benn ba pare di ay mbokkam moom gis na ne Yoff mu ngi commencé di dégradé wu d'une manière terrible te aéroport bi mën nañu dimbali à ce que ñu résoudre benn problème ci Yoff te mooy ñu delloo ñu suñu alal ñu ngi koy ñaan di ko wax à ce que mu recevoir collectif bi mu wax ñu naka la ñoo def ba gouvernement delloowaat Yoff alalam ba léegi ñu nga ca Seydina kii li mu wax nii c'est vraiment touchant pour man parce que tey bu ngeen amee autorité bu mel ne mooy Abdoulaye Diouf Sarr war na mën a jàpp ci combat bi mais yéen aussi la communauté Layène aussi ban taxawaay ngeen si am par rapport ak phénomène bi am ni si Yoff waaw xam nga taxawaay bi ñu ci am man boo ma gisee rek taxawaay la parce que man je suis le fils du troisième khalife général des Layènes Seydina Issa Laye suma papa moo jël 364 hectares jox état bu Sénégal amuñu ci benn kër amuñu ci 150 mètres carrés bu ñu dëkk sama papa état joxu ko 10 000 francs ci hectares yooyu mu ko jox daf ko joxe ndax la maamam waxoon ne yaatal leen sàkket yi gan yaa ngi ñëw kon damay wax ne état bu Yoff taxawee communauté Layène taxaw ne dañu bëgg aéroport bi rek war na ko bàyyi ak ñoom parce que la ñu ko jox moo ëpp fuuf aéroport bi xam nga li su lay wax dafa am solo dem nañu fépp waxtaan nañu ak quartier yi ñi nga xamante ne ñoom ñoo fa nekk ñuy comité de gestion yi quartier yëpp comité de gestion yi yëpp dem nañu ci ñoom taxaw ak seen njiit seeni président ñu waxtaan ak ñoom informer leen jàkka yi imaam yëpp wax nañu leen ko dem nañu ci géej gi képp koo xamante ne kilifa la ci Yoff mouvement bi dem na seeti la ba ci le sous-préfet dem nañu toog ak moom waxtaan ak moom ci li nga xamante ne moo am ci Yoff keroog dama ko wax ne monsieur le préfet boo demee ci le président de la république Macky Sall wax ko ne ko Yoff kontaanuñu ci moom lu tax Yoff kontaanuñu ci moom waxuma ne Yoff dañu ko bañ de waxuma ne Yoff dañu ko bañ mais Yoff dañu kontaanul ci moom parce que li tax kontaanuñu ci moom parce que lu mel nii bu amee ci ab dëkk nga xamante ne dafa laal dëkk bi yépp moom mu jóg ngir Sénégal am stabilité Sénégal am jàmm damay wax ne am na taxawaay bu mu war a taxaw loolu tax ma wax loolu monsieur le préfet parce que xam nañu ne lu ñu ko wax balaa ngoon a jot dina def rapport jox ko président de la république nga wax ne léegi waruñu bëtt ki nga xamante ne mooy maire bi di dem ci président xam nga tey monsieur le ministre monsieur Abdoulaye Diouf Sarr ñu ngi koy ñaanal ñu ngi koy nuyu it di ko ziyaar xam nga ñun Yoff bu ñu tëbee dem ci président de la république rek am na lu tax parce que jaaxle nañu parce que mooy suñu maire waaye su ma juumul 2 ba 3 yoon fëgg nañu buntam ngir ñaan ko audience ngir waxtaan ak moom mu jox ñu ay leeral ci mbir mi waaye daf ñu rejeté te ba tey ji ñuy wax ak yow taxul ñu dellu gannaaw bu ñu woowoon suba it ñu dem toog ak moom waxtaan ak moom parce que ñun la Seydina Limaamu waxoon Yoff laa bokk bu ñu dumaa Yoff dinañu ma duma bu ñu
daanelee Yoff man Limaamu man la ñu daaneel mais moom doomu Yoff la monsieur Abdoulaye Diouf Sarr mu juddoo fi màgge fi te am nañu yaakaar ne Yoff rek a ko ñor kon doomu Yoff bu taxawee ne daf ko soxla dafa bëgg waxtaan ak moom ci li nga xamante ne mooy suuf si nga xamante ne moo nekk ci aéroport bi mais la ko waroon mooy mu tatagal ñu dalal ñu waxtaan ak ñun recevoir ñu waaye boobu ba léegi gis nañu ne dafa ignorer mouvement bi bëggul sax toog ak ñun waaye ñu ngi koy woo di ko xamal ñëpp ne ba tey jii nii bu ñu woowee dinañu dem toog ak moom ngir mu wax ñu ci loolu fu mu toll. yàlla dogal tamit xam nga dañuy delluwaat rek ci président de la république son excellence parce que tey bu ñu waxee monsieur le maire it moom la koy jotal te amaana booy yónni nit ba am possibilité wax ka nga bëgg mu dégg sa wax mu dégg la ca da ngay profité rek nga jàllalaale sa message moo tax ñu ngi koy ñaan moom président di ko wax ne nu ñu uyu déglu suñuy bëgg-bëgg ak suñuy mébét te bu ñu mënee recevoir it mu recevoir ñu toog ak moom waxtaan ak moom ci li nga xamante ne moom la Yoff gépp bëgg loolu daal bokk na ci li nga xamante ne mooy suñuy bëgg-bëgg parce que tamit am na ay renseignements généraux yor na appareil boo xamante ne moom président lépp lu mu bëgg xam dina ko xam mais Yoff mu ngi nekk ci ay difficultés mu ngi nekk ci ay jafe-jafe yoo xamante ne bëgg nañu mu yónni ay ndawam ñu dugg biir Yoff pour xam li nga xamante ne moom moo fi am pour ñu xam Yoff li ñuy souffrir pour nu mu gën a gaawee rek moom président de la république mu taxaw ci ngir Yoff dem yu rafet ngir tànk taxawaay bu dëgër loolu ñu ngi ko koy. te man xam naa li nga wax noonu bu antoo donc loolu ndamalu Abdoulaye Diouf Sarr lay nekk parce que Abdoulaye Diouf Sarr man pour confirmer li nga wax man dégg naa ko si ay discours am ba tàyyi que ne moom dafa bëgg a Yoff ba bu koy xalaat sax day jooy donc man pour man kooku noonu tey jii nii bu ngeen amee problème bi ak phénomène bi am ci Yoff tey jii nii yaakaar naa dina ci taxaw te moom dafa bëgg a Yoff chaque instant bu koy wax si ay discours am nga wax aussi loo xam te dafa am solo ci biir muy phénomène social bi am ci Yoff parce que si loolu noonu sax ñun demoon nañ ba def fa benn reportage boo xamante ne nii léegi xam naa damay wax sama réalisateur pour que ñu dem seetaane ji reportage bi nga xamante ne moom lañ def si Yoff pour ñu ñëwaat si suñu plateau. waaw en tant que doomu yow avancé maire lu mu def mooy dèjà yaa ngi gis ñu ngi tee suñu gaz amuñu fi ñu ko aj tefes gi yàqu na géej gi mu ngi gën a dox kon dèjà ñu nekk secteur de la pêche am nañ problème bi ñu am mooy tey géej gi mu ngi gën a attaqué suñu kër mu ngi dellu ginnaaw amuñ fu ñu dëkk kër yi xat nañ kon donc y' a problème mu ngi noonu kon problème ñëw na foofu dèjà. taxawaay bi ñu si mën a am mooy que ne ñi nga xam ñoom ñoo ñu war a jàppale mais nañu jàppale parce que tey man muy dëkk Yoff di mool su ma bëggee dem Sangalkam wala Kër Massar bëgg fa am kër bëgg ñëwaat di ñëw fii dem géej mais day métti si man mais tey ñoom bu ñu mayee doole aéroport bi ñun ñoo ko moom Ngor am na station Wakaam am na station pourquoi station Yoff ba nga xam ne ñun doomu Yoff nañ def fii si Yoff dëkk fii nga xamante ne nii mooy si piste bi mais moo ko ñuy dem Kër Massar wala Sangalkam wala faneen bëgg xëyee foofu suba ñëw dem géej loolu day métti si ñun dèjà njaboot nañ amuñu fu ñu dem te Yoff lañ am loolu bi ñu ko mënee am moo ñu gënal pour que ñu fi mën a dimbali dooleel ñu ba ñu jot loolu dinañu arrangé. waaw population Yoff mooy que surtout jeunes yi nañ jóg ñu boole suñu doole ñu laaj suñu yëf parce que li ñu laaj ñun ñoo ko moom nañ boole ñun jeunes yëpp nañ jóg ñu taxaw ñu laaj suñu yëf ñu joñ suñu yëf pour ñu mën kaa jariñoo loolu rek mooy suñu taxawaay pour ñu loolu moo ñu tax a jóg. ah wax dëgg yàlla day géej gi de ni mu avancé nii si Yoff lu jéggi dayoo la sax mun naa wax lu jéggi dayoo la boo xoolee bu njëkkoon pratiquement fii yëpp ay kër la woon mais géej gi ni mu avancé tax na kër yu bëree ba nekk nañu fi te boo xoolee dëkkuwaay xat na daal yàlla xam doy na wax dëgg yàlla daal moom ñu koy mutul loolu si jooy lool
naa bu ñu amoon moom ku ñu mën a dimbali ba li nga xamante ne mooy hangar bi nekk fii te président joxe woon ko li laay war a suul ñu bàyyi ka ñun waa Yoff dina baax trop 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 ndax boo xoolee dëkkuwaayu xat na géej gi avancement bi jéggi na doyo te ñun Yoff xam ne dul géej suñu principal source de revenu géej la te dëgg-dëgg boo xoolee ab Yoff waa mool mënul xëy du jóge faneen ñëw jëlim géej mënul loolu waaw suñu premier souci boo ko xoolee bu ñuy xool dëkkuwaay lay doon mais ginnaaw loolu daal ku ñu si dimbali te yàlla ka tax daal dina am solo lool waaw comme nag li président da ko joxe ngir seen i borom ñi ngay joxe mais na nga joxe ñu si gën a yay te yaakaar naa fii boo ko xool Yoff moo si gën a yay Yoff te boo xoolee dëkkuwaay laay waxtaan xaj na lool kon daal ñu ngi ñaan li laay war a suul nañu dimbali ngir yàlla ba hangar bii nga xamante ne moom la président joxe nañ ko jox seen i borom muy waa Yoff boo xoolee Yoff fii xat na daanaka boo xoolee foofu kese fi des foofu kese boo xoolee moo fi des foo xamante ne Yoff waaye mën nañ faa dem yow dëkk ka à part foofu amul feneen lu am géej gi jël na li fi des raxas néew kon nag li laa war a suul nañu dimbali ngir yàlla nañu dimbali laa war a suul yi bàyyi ñoo suñu suufi maam li laa war a suul ñu def seen kéemtalaay kattan mobilisé wu ba suuf sii boobu ñu ko jox keneen waaw population yi man gëm naa ne bu ñu génnee taxaw du ñu am fu ñu jox ko keneen mais nag bu ñu toogee rek di xaar naan yàlla baax na dañu xëy li ñu dal APEX dal ñu Ouest Foire moo ñu dalaat rek ñu dal Ouest Foire moo ñu dalaat rek da ngay xëy gis ay jàmbur ay ñeneen ñu koy occupé yow mi xam ne sa maam fi dëkkoon nga juddoo fi war a bëgg a fu dëkk doo ko am da nga obligé di taltaan ci kër famille di burloo say papa say mama say ndiyaa say café nekk loolu fa da ngaa war a fi mën a jeex boo demee Ngor ñoom amoon nañ fula ju toy ni jël seen i suuf jox ko seen dëkkuwaay seen i borom muy waa Ngor ñu dëkkee ko nga dem Wakaam la même chose moo fa am mais pourquoi pas ñu ñoom loolu. waaw géej gi ni muy avancé wax dëgg yàlla nun bi ñu doonee gune fii xamoon nañ fi loo xam ne lii amoon na garage ab géej bon ay kër nekkoon na si kanam kër yooyu tey kër yooyu géej gi jël na ko garage ab géej bi kër yi jël nañ ndox mi jël na ko fi mu toll nii daal géej gi daal ni muy avancé wax dëgg yàlla sonal nañu ba fi mu nekk nii sax ñun fii suñu gaal yi tegu nii fii ay kër la woon mais fi mu toll nii gis nga gaal yi mënatuñ fee nekk sax parce que bu ginnaxee ba ginnax dañuy jël gaal yi di ko rawale di ko yéegal si kaw gis nga suuf si ngay gis nii ñu jël ko nii dañuy fas yéene tas ko si kaw pour bu géej gi ginnaxee ñu mën a yéegal gaal yi si kaw gaal yi bañ a raw. Yoff moom ku ne xam na ni comme ni ma la wax rek fii yëpp ay kër la woon côté géej bi yëpp ay kër la woon mais géej gi fi mu toll nii jël na kër yooyu tey boo duggoon tey biir Yoff kër goo fi dugg léegi si bon di nga fi mën a génne fukki borom kër te fukki borom kër yooyu ku ci nekk da nga njaboot goo xam ne gii kër gi ngay nekk dèjà xat na ba tax na fi mu toll nii dafa laaj Yoff extension bi ñuy laaj nii ñu dimbali ñu si nun waa Yoff parce que bu dul loolu sax suñuy armeel yi fees na dell fi mu toll nii bon amuñu camp sapeur tey bu dëkk bi doon tàkk wala bala ñoo ñëw dëkk bi jeex tàkk bon amuñuy lycée amuñu dara te loolu lépp wax dëgg yàlla suuf si aéroport bi suñuy maama ko joxe woon mais pourquoi pas léegi si buñ dem ba aéroport bi taxaw pourquoi pas ñu jël ko delloowaat ko waa Yoff. man daal ku ñu si ndax boo gisee géej gi mu ngi avancé te xam nga soxla nañu ndimbal parce que tamit nit ñi dëkk si booru géej gi risque la xam nga ñu ngi étage ñu ngi def lépp te géej gi day jékki saa ginnax boo xam ne guddi yooyu kenn du nelaw te soxla nañu ndimbal ñu dimbali ñu si en plus que ça xam nga kër yi xat nañ parce que da ngay gis benn néeg boo xamante ne bi nga fanaan si ak sa njaboot wala yow nga obligé tëdd ak sa doom te xam nga loolu tamit wax dëgg yàlla ku ñu si dimbali ñu jël sunu kër yi da ngay gis lu mat borom kër gu 15 personnes si benn kër ay borom kër lañu dañu xat dëkkuwaay vraiment xat nañu ku ñu si jàppale ku ne ñu jël. naa Macky Sall dimbali ñu rek si kër yi nekk ci booru aéroport bi liñ koy jox jàmbur yi ñu jox ko delloowaat ko waa Yoff te yàlla rek tax parce que waa Yoff yi sonn nañu vraiment sonn nañ leen dimbali te yàlla tax waaw parce que ñun ñëpp a sonn parce que boo duggoon ci kër yi nga xam ne kër yi xat nañ waaw da ngay gis benn chambre 5 personnes wala yow yaay ak doom dëkk lépp loolu si xat la. okki jigéen ñi maa ngi leen di dénku pour ñu ñaan ñun ñëpp ñu wax Macky jàppale ñu
pour kër yi tamit ñun ñëpp ñu am si borom kër yëpp am si waaw parce que ñun jigéen ñi ay jàmbaar lañu mais nag doole ji bariwul waaw doole ji bariwul ñu ngi ñaan dimbal aussi ñu jàppale ñu bu baax. jàngat bi ma fi am rek dans un premier temps mooy suñuy maam wala suñuy baay gàcce ngaalaama la ñuy wax parce que li leen waroon def nañ ko xalal nañ ñu lu yaatu defaral ñu ko ba mu ñoŋ bàyyil ñu fi ay loo xamante ne dina mën a tax ñu ñoŋal ko pour ëllëg ñu mën fi judd suñuy doom mën fi judd donc li si des nag ñun ñoo ko war a mottali parce que comme utilité publique la woon ñoom ñu joxe ko te léegi nekkatul utilité publique lii yoon mooy ñu jox ko ñun ñi nga xamante ne nii suñuy maam ko joxe woon te fi ñu toll nii ñoo gën a xat si àddina bi laay wax xuma si Sénégal mais ñoo gën a xat si àddina Yoff bokk na si dëkk yi gën a xat si àddina da ngay dugg a génn kër fekk fa 6 pères de famille vraiment ñun ñuy dund condition yu catastrophique nga gis jeunesse bi di finaan si mbedd yi ñu foog ne délinquance te fekk amuñu fu ñu finaan te alors que am nañ espace bi donc pour man loolu rek doyoon na vraiment pour que ñu jox ñu ko donc la preuve boo xoolee mur bi fi nga ko def par rapport ak fii muru piste bi nekk nga xam ne déjà loolu rek anarchique la parce que damay dégg si histoire ñu ne piste bi dañ koy yokk 3 fois te 3 fois yi ñu koy yokk yëpp dañ doon ñëw di def ay médiation ak mag ñi fi nekkoon mais dernièrement bi ñuy yokk mur bi amul benn médiation boo xam ne dañ ko def dañ ñëw def ko par force donc mu mel ni nekkuñu si état waaw ñun daal li ñuy ñaan mooy population Yoffoise bépp génn ñu ànd fexe li nga xamante ni ñu ngi koy jël di ko jox ñeneen ñu mën ko jox Yoff gi nga xamante ni jàpp naa ne ñoo si gën a yey. am na ay documents yu prouvé ne suñuy maam dañ ko joxe woon pour utilité publique waaw documents yi mu ngi fi authentique te nag comme état doyetu ko utilité publique lii yoon li nga xamante ne mooy yella mooy ñu delloo ko ñi nga xamante ne ñoo ko joxe woon parce que fi ñu toll nii képp kuy xat ñoo la gën a xat waaw vraiment Yoff xat na Yoff léegi jeunesse bi pratiquement si mbedd yi la ñuy finaan gars yi foog ne affaire de délinquance da fekk au fond dañu amul fu ñu finaan te espace bu nekk nii mënu fi am seen i maam joxe woon ko ba pare ngeen dem ba seen i doom di finaan si mbedd mi loolu franchement pour man c'est anormal te jàpp naa ne population Yoffoise bépp ñoo si war a jóg taxaw. di jaajëfal waa régie bu baax a baax ci élément boo xamante ne donc di jaajëfal en même temps aussi sama caméraman réalisateur muy El Hadj Diop donc boo ngeen gisee image rafet yooyu ngeen xam ne moom la donc muy jinn caméraman yi moom laa koy tuddee parfois donc mu nekk aussi reportage boo xamante ne man bon bi ma ko xoolee c'est un peu sensible par rapport ak ni ma ko foogee woon donc population Yoff bi yëpp ñu ànd derrière cet collectif des mouvements et associations pour les intérêts de Yoff pour la défense des intérêts de Yoff donc man pour man loolu ku ko dégg amatul ndax lu ñu siy wax wala lu ñu siy dingat pour man loolu sax jaaduwul tey bu ma ñëwee ne tey dama ñëw pour sama intérêt dëkk donc ñëpp dañ si war a wuyuse pour ñëw waruma xaar que ñu ma si woo wala waruma xaar wala ñu ma si interpeller wala quoi que ce soit à plus forte raison aussi ñu si woo aussi monsieur le ministre monsieur le maire Abdoulaye Diouf Sarr mu ñëw jàpp si combat bi parce que combat bi combat am la donc si reportage boobu ñu dégg ñoom ñëpp ils ont dit la même chose en disant que Yoff xat na da ngay dugg si population da ngay dugg si kër yi nga gis ne 5 boroom kër moo fa nekk 6 boroom kër moo fa nekk xale yi di fanaan parfois sax da ngay gis délinquance bi nga yaakaar ne peut-être ñoom dañoo bon mais du bon xataay bi moo indi loolu noonu donc tey jii nii lan mooy sa commentaire si loolu xam nga moo tax ma ne la moo tax bi ngay wax sànq xam nga interpeller autorité du exclure man sama taxawaay bi ma war a am effectivement parce que man je suis un citoyen à part et entière dëkk bi moo ma jur dëkk bi moo ñu jur ngoon ñun quand on est majeur et vacciné on est entièrement le responsable à nos actes donc dafa am loo xamante ne ni man la jëkk a interpellé que autorité bi parce que man maa ko dund donc moom ñu dem gis ka sax du exclure dara si suñu wàllu taxawaay ñu ñàkk ka gis du exclure dara si suñu taxawaay suñu démarche parce que xam nga lu tax population bi moo souverain population bi moo légitime te man dama war a xeexal sama doom mu ngi ñëw te mënagul dem dafa am lu ma yàlla sas si sama njaboot noonu mu ma ko sase noonu la ko sase Seydina Issa Diop Laye noonu la ko sase Saldige Mouhamadou Mbengue noonu la ko sate keneen ak keneen ak keneen donc nit moo jëkk a xam feebaram balaa ko docteur di seet te boo xamee sa feebar rek weer ka dafay jot pour mu mën a wér
parce que ku waxul sa jàngoro feebar faj la du yomba boo duggee si kër yi tey da nga daan dugg si kër kenn nit akaa moom di dundal ñëpp moom ñëpp mais tey da ngaa dugg si kër kooka faatu fukki nit war ka doon est-ce que ñun fukk yëpp dañoo tabax si kër gi te ñun fukk yëpp ku si ne da nga war a am ay njaboot te loolu moo commencé di am di metti tey da ngay gis ñaar ñu bokk ndey ak baay di noonunte parce que dañu xat te wallahi leneen andiw ko lu dul xataay parce que xataay moo mën a def loolu dafay bouleverser l'esprit day dem ba doo am un esprit doo une ouverture d'esprit loolooy indi pour nga xool sa prochain di ka noonu wala nga am si moom haine wala rancune doo ko tey parce que nit doomam daf ko jege torop effectivement suñuy doom war a dundaat ci kër gi mais ana yaatuwaay loolu moo indi suñu lii bu fi lii jóge woon tey ñu xam ne am na benn stabilité bu installé wu wax dëgg yàlla ku ne da ngay doxi ji sa soxla ñun ñi fi toog ñëpp ku si ne am nga loo war a defi mais ndëkk baa duggee si gaal yorob ëmb doo ñaan ëmb bi rek a mucca da nga naan ma gaal gi yàlla na mucca parce que ba gaal gi mucculee ëmb bi du mucc loolu moo ñu dal mais phénomène bi aussi bu ma ko déggee aussi si sa wax phénomène bi aussi dafa yàgg pourquoi ngeen xaar ba période bi nii pour ngeen mën a jóg nii pour bëgg a xeex loolu mais phénomène bi dafa yàgg mais boobu ñi koy dund tey ñu si bari nekk gu ñu fi woon ok man sama wàll wëy na ñii fi toog ni ñoom Mamadou Mbengue seen wàll wëy na mais les générations futures bi mu commencé woon di am mag ñi dañu amoon gis-gis si la ñu extensionné woon APEX yi mooy ginnaaw statu Yoff bi ba jëm ci kaw ba jëm booru géej muy APEX yi 1 ba 3 donc mag ñi am na lu ñu def ñu jaarale ko ci association APEX bii fi ne ba yàlla dogal ñu am loolu tey jii nag loolu moo ñu gën a sewaat te fenn rek lañ ko mën a extensionné muy aéroport bii ñu jege nii bu dul aéroport bi ñaaxar lañ jëm te ñaaxar ñuy bàyyi amuñu fa dara yaa am na sax benn pêcheur bu wax ne donc ñoom il trouve mal que ne di yeewoo karang ñëw fii mais sëriñ bi c'est anormal c'est anormal man na maa liggéey si géej dëkk fii si taatu géej ñu ne ma mënatuma fee dëkk géej gaa ngi lekk ma kër léegi dama war a dem Njaasaan pour uti fa kër ba ma génnee Njaasaan 7 heures pour mën a ñëw fii ne damaa dem géej liggéey amul sens mais loolu amul tur waaw léegi est-ce que loolu aéroport bi mënuñoo fajal loolu suñu alal la non seulement APEX yi ngay gis xawoon na créer benn stabilité si jamono boobu du dëgg tey ji yàllaa ngi dogal buñ ko amoon ci aéroport bi mu résoudre problème bu Yoff naroon a jooytu loolu moo andi lii waaw donc Seydina nga dégg kàddu yooyu aussi si reportage bi aussi mooy li ma wax rek ñëpp même jàngoro lañ nekk mooy phénomène social boobu noonu te phénomène social bi aussi j'espère que comme am nga si loo fa wax léegi ne sa maam am na lu mu joxoon état gratuitement donc pour man yéen am na taxawaay boo xam te ne bu ngeen taxawoo nii ne bu leen gisee moom war na mën a rus sëgg pour xam ne kat Yoff su soxlaawee la communauté Layène suñu taxawee état lépp lu mu doon war a def war na ko mën a bàyyi wallaahi plus forte raison mu nekk aéroport bi nga xamante ne nii waa Yoff war nañ si mën a jëriñoo quel commentaire ngay def si loolu noonu waaw xam nga damay wax ne plateau bi bu ñu ko xoolee rek seen xel war na dal parce que ñun duñu ay nit yu lamba ci télé bi ñun taxawaaluwuñu xëccuwuñu dara bëgguñu dara li ñuy xeex bu ñu ci jotoon dañuy dem toog amaana ñeneen ñoo koy jariñoo mais li Souleymane wax dama koy dëggal xam nga suma maam Limaamu dafa wax ne diine ja ndaw ña ak mag mu muus APEX bi muy wax nii mag ñi ñoo fi ne woon ñañu ko joxoon ba ñu leen koy jox ñun ñii sax ñoo leen mag ñun ñii ñoo leen mag kon damay interpeller coutume bu Yoff autorité yu Yoff nañu jël ndaw ñi ñu responsabiliser leen parce que APEX yi ay xale ñoo ko réussir ba mu mel nii Khalifa Diène di suñu mag bi muy ñëw suma pap
ngir ci suuf si booba du woon mag, xale bu góor la woon, waaye sama papa li muy nekk kilifa lépp daf ko doon déglu, parce que la maamam waxoon ne diine ja ndaw ña ak mag mu muus. am na loo xamante ne xale moo koy dox mais mag waru ko dox. ñun suñu blocage Yoff loolu ci la bokk, waaye ñu ngi yeewaat conscience su suñuy kilifa yi fi ne leen jot na dëkk boo bëggee mu dox, boo bëggee mu dem, da nga koy jox xale ya nga xamante ne ñoo dëppook jamono ngir ñu mën a liggéey dëkk bi. loolu moo waral ñun suñu taxawaay. xam nga tey jii nii suuf soosu ñun mënoon nañu taxaw di ko réclamer ne soxla nañu ko, mais kilifa moo ko def, te ñun lépp lu kilifa def rek duñu ko simpi, dañu koy dëgëral. waaye nag bu jamono di dox comme ni mu ko waxee tey, gis nga couvre-feu bi dafa mitti ci Yoff, parce que am na ñoo xamante ne dañu doon fanaan ci mbedd mi. xam nga kër goo xamante ne 200 mètres carrés la, 300 mètres carrés la, 30 personnes di fa yeewoo ak seeni doom, ñii dañuy nelaw, ñii dem géej. bu ñu xëyee ñële teer dugg ci géej gi, abal ñooñu ñu duggaat seen biir néeg yi daal di noppalu. xam nga loolu dafa metti. dund googu baaxul sax ci xale boo xamante ne mu ngi war a xëy di jàngi di ko dund di ko gis. moo tax ma wax ne ñun amuñu kenn ku ñuy ñaan, amuñu kenn ku ñuy waxal, parce que maire bi ngay wax it bu ñu waxoon ak moom dafay dem ci kilifaam. te li ñuy def dañu koy dooleel, dañu koy jàppale. mooy ñu ngi woowaat rek président di ko wax ne ko mbir mi ci moom lay sutee, te xam nañu ne ci moom lay sutee. am na lu mu nës, am na lu mu décider, am na lu mu génne pour jox ko waa Yoff. dañu bëgg loolu, dañu koy wax ne ko tuuti na, moom président na koy yokk. Yoff fi ñu toll nii 100 hectares sax 150 hectares doyu ko ci nu mu tudd ci aéroport bi. na génne lu am solo, na génne lu dëgër mu jox ko Yoff, waaye nag bu koy jox Yoff na ko teg ci loxo Yoff. waxuñu rek mu ñëw rek jël ay nitam yi nga xamante ne ñoo ko représenté ci dëkk bi mu jox leen alal jooju. Yoff dafa am nu mu tëdde. le xalif mu ngi fi, ki nga xamante ne mooy imam ratib mu ngi fi, coutume bi mu ngi fi, ñoom ñëpp ñu ngi fi. te loolu dafay yella bis bu koy joxe mu bañ ko jox benn Seydina Issa rek boo xamante ne dafa topp ci moom di ko jàppale, waaye na ñëw woo Yoff. Yoff dina ko recevoir fa nga xamante ne fa la doon recevoir bépp kilifa, nangu la mu ko laajoon, waaye taxaw remercier ko fa mu ko war a remercier. looloo tax vraiment toujours rek suñuy bu ñuy dañuy delluwaat rek ci président di ko wax ne mbir mi ci loxoom la ne, ñamu ko jox ay ndawam lañu, te tey jii dogal bi ci moom lay mujje. moom président ñu ngi koy ñaan buy cëral Yoff na ko cëral cër boo xamante ne Yoff dina ci am mbégte, dina ci kontaan, waaye it xelam dina dal ci ne moom président la mu waxoon ak ñoom, la mu signante woon ak ñoom, pacte ba mu waxoon ak ñoom def na ko. donc loolu noonu mu nekk aussi ay kàddu yoo xamante ne c'est noble, parce que man li ma si jàngal mooy yéen da ngeen di xeex pour l'intérêt de tous, muy la population Yoff. donc tey jii nii bu ngeen jógee si loolu, est-ce que aussi parce que dama gis jotaay bi tamit. mooy que da ngeen jëfandikoo def sama kii. yéen en tant que ngeen nekk la personne morale du collectif, mooy aussi nga représente aussi communauté laïque aussi. est-ce que jaarawul aussi nii ngeen def ay visite de proximité par rapport à la population de Yoff pour informer les gens en ce que ñu ñëw adhérer si collectif bi. wala yéen a ko Yoff gépp adhéré nañ ci collectif bi. amul fu ñu duggul, amul ku ñu waxalul. xale yi gën a ndaw sax dañu leen defaral ay t-shirt yoo xamante ne pour ñoom ñu sol ko, mënuñu wax, waaye bu ñu ko solee génn ñu xam ne xale yii ñoom it ñu ngi jooy seen avenir. xam nga yàlla dafa dogal suñu premier objectif
bi nga xamante ne sos nañu collectif bi mooy nañu fexe ba collectif bi bañ a nekk collectif boo xamante ne collectif buy politique lay doon wala collectif boo xamante ne ñii dañu ànd ak diw ñële ànd ak Masamba dañu woote collectif boo xamante ne politiciens yi ak mool yeeg ñëpp nañu tekki seeni ndomb sëriñ si nañu summi seeni mbubay sëriñ ñu boole suñu doole boole suñu force ngir xeex intérêt Yoff xeexuñu Macky Sall xeexuñu Khalifa Sall xeexuñu kaneen ak kaneen ak kaneen ñun intérêt Yoff moo ñu tax a jóg bu ñu paree nag ci défendre intérêt Yoff ba pare ku ciy nekk la nga nekk nga delluwaat ci waaye collectif bii daal li ko tax a jóg mooy Yoff nekk benn bopp bu ñu sañoon sax fi la Yoff di nekke benn ànd nekk benn say boo xamante ne tey jii nii buñ ci jugee sax ku ci nekk loo nekkoon da nga koy mujje bàyyi sax sol mbubam Yoff loolu rek moo ñu tax a jóg mais du leneen. du leneen donc loolu moo leen tax a jóg mooy défendre les intérêts de Yoff. défendre les intérêts aussi Souleymane. ma gis ngeen ne suñu. dëkkuwaay suñu yitte. wallaahi. mu nekk un slogan boo xamante ne aussi. bépp population bu ko. c'est dégg touchant. aussi war nga mën a jóg. pour ñëw pour xeex yéen li ngeen di xeex. Barakallah. mën na bañ a nekk sax xeex parce que boo nee xeex rek. parfois dañ naan lébu yi dañu bëgg a suuf. dëgg la. lébu yi dañu bare problème. mais lii nii tey jii nii pour man c'est un geste un fait noble. par rapport à la communauté lébu de Yoff. barakallahu xam nga moo tax toujours affaire bi dafay firi boppam rek. xam nga ñii di wax naan lébu dafa bëgg suuf. mais lébu yi dama bu ñu fekk di xëccoo foofu ay suuf. lébu demul Casamance. lébu yi fii ñu toog la ñu toog. lii ñu moom la ñoo laaj pour ñu jox leen. bañ ko jëlee nag lii leen si neex la ñoo def. waaw mais parce que aussi seen alal la. si lii leen si neex aussi. parce que gis naa un phénomène boo xam te ne am na ngor. ñu jox la suuf. nga dem jaay. parce que li nga wax noonu aussi. c'est aussi à voir aussi. waaw parce que tamit état bi tamit c'est ça qu'ils ont dit ñoom wax nañ nee ne. lébu yi rek bu ñu leen joxee suuf. dañ koy jaay. aywa dëkkuwaay. waaw xam nga loolu ba tey état la. mais gis nga nit kii moom alalam nga delloo ko alalam. bàyyi kaa alalam. li ko si neex rek laa mën a def. donte ne ñun bañ toogee si suñu biir. waaw ñu ne nag jaaduwul. ñu jël li ñu moom ba pare. jël ko di ko jaay ka dëkk Kaarang. amul tur sax. ngeen bokk génn kër. ñu doon na ko si suñu baay ku ne si ñun ñaar doon na mu leer la ne li ma yor ci ay njaboot xajuñu ci li ma am. yow am nga leneen nga jël li nga am di ko jaay keneen ku bokkul ak man kër gi jaaduwul. loolu moom bañ pare ñun ñoo kaa xeex si suñu biir mais ñun lii ñoo laaj wala lii ñu moom nañ ñu ko delloo parce que suñu dëkkuwaay moo ñu soxal te li ñu dëkkee xat na li ñu dëkkee attanatuñu te dafa am benn waykatu arab bu wax lu am solo mu ne uubu lil xayaati wabnu lil mamaati. uubu lil xayaati mooy tabax leen pour dund am lu muy lekk waaye jur leen pour dee am lu mu dëkkee. wabnu lil mamaati jur leen pour suuf si am lu mu lekk waaye tabax leen pour dund am lu mu dëkke moo tax bu yaatuwaay amul rek catastrophe lay jur parce que ñii di dund ñoo gën a soxlaa dara mais bii ci des mooy ku ne war nga xalaat bàmmeel ndax ñun ñëpp fa la ñu jëm suñu armeel yi mënatuñoo supporter fees na del am na benn passage bu ko wax si biir. wax na dëgg armeel yi laa yeen kazalik ngoon naka la ñoo fexe ba liñ ñu war a jox fii ci aéroport bi ñu extensionné ci suñu dëkk structuré tamit suñu dëkk yi ci war a am yëpp am fa ñun loolu moo ñu soxal donc xeex la boo xamante ne ni wax dëgg yàlla ku am gis-gis bu rafet laa wax képp koo xam ne yàlla may na la gis-gis bu rafet ñu ngi ñaanuñu la da nga war a ñëw adhéré da nga war a ñëw ànd ak ñun ndax ëllëg bu sottee sottilul Seydina Issa Laye sottilul saltige Mouhamadou Mbeng parce que moom lii intéressé wu ko
benn objectif la am mooy Yoff na am ndam ba ñu ko xamee ak tey nag ci loolu la ñu gis muy dox moo tax lépp lu mu dugg ci àdduna maa ko wax man Souleymane Samb lépp lu muy nekk bu ko ci ñëpp narulee fekk man yàlla jiitu ci ña fa ne parce que yéeneem dafa rafet ñi mu àndal yi tamit gis ne yéeneem dafa rafet moo tax ñu fekk ko këram parce que ñun ñii fi toog ñëpp ka si nekk am na faa nekk am na laa mënoon a dem defi jikka mais lii c'est intéressant de la manière où ñi nga xam ne ñoo ko war a jariñoo yàlla bu mu doon ñun waaye yàlla doon suñuy njaboot yi war a ñëw loolu moo ñu si intéressé donc nañ ñu jox suñu alal nañ ñu ko delloo ci anam bu rafet te nag ndam la moom Macky Sall bu xamoon ne lii ndam la ci moom te nag waatal naa la ci baaxu yàlla Yoff bu amee ndam Sénégal dala am ndam. am tamit beneen kii boo xam te ne dafa ma rëcc léegi nii. bi ñu defee reportage bi. dañ jógee géej gi. jógee géej après dem ci piste bi si kaw fii nii. mais on a vu benn fait boo xamante ne loolu il paraît que yàgg na fa. parce que dañ gis ne aéroport bi. miiru aéroport bi. amoon na beneen clôture dafa devancer miiru aéroport bi. waaw. te loolu noonu gis nañ ne aussi est-ce que loolu c'est normal par rapport ak yéen. li ñoo dox nii waaw xam nga tamit Sénégal anarchie bi dafa bari loolooy wan ne y a quelque chose qui cloche donc ñun nag ñun leen na rek la ñuy laaj mooy li ñu moom nañ ñu ko delloo ak la mën a xew aussi dafa bokk ci li ngeen moom aussi. fii yëpp ñun ñoo ko moom fii yëpp ñoo ko moom. waaw mais tamit Souleymane tamit lañ ngeen doon xoolee tamit. waaw ñu defaat beneen mur boo xamante ni bokkul ak mur aéroport bi. mooy li ma lay ñaanal sànq ne la yal na yàlla fay la xam nga nit bu amee kilifa daf koy xaar si lu mu mën a doon waaye du tee nag bu taxawaayam jotee mu taxaw. mais mur bi miiré nañ ko. waaw tekkiwul ne miir bi miiré nañ ko tekkiwul ne waruñoo jot suñu alal même bu ko ay nit dëkke woon bu ñu demoon ba dëkk fa suñu alal la ñuy laaj c'est tout. mais ça n'a rien à voir ak aéroport bi. ça n'a rien à voir aéroport bi aéroport ab lan la ak lu mu mën a doon ñun suñu alal la ñuy laaj ñi ñu koy jox ñu la tabax la dëkk ñi ñu kaa jox ñu jël ko la jaayaat ñun ñoo leen ci gën a yey parce que ñun ñoo ko moom loolu rek la ñu laaj. lu gën a leer sama. parce que benn sens je me dis que est-ce que lii nii am na foofu tamit dafa tolloo du nekk benn soulèvement populaire boo xamante ni population bi mën nañu ko. waaw dama koy fekk si miir boobu ñu dolli xam nga bi ñu koy dolli xalaatuñu woon ne aéroport bi dafiy jóg. bi ñuy def loolu mooy li ñu yokk ci bande vert bi loolu it ci Yoff ci ay doomu Yoff seen suuf moom lañ waxoon ne dañu soxla pour yokk aéroport bi ci la ñu jëloon espace boobu. mais espace boobu man bi ma gisee sax ñaari mur la fi mu ne nii. parce que miiru aéroport bi la woon. mais dañu demoon ba gis ne óorul ak ni avion yi kiiwe ak aéroport bi ni mu xate ñu yokkoon ci dugal xëcc piste bi mu xaw a dugg ci bande vert bi waaw mais li ci ëpp solo daal li nga ciy dégg-diggin bi nga ciy am mooy ñu jëloon seen alal foofu ñoom ñooy réclamer waat seen alal jooju ñu nangu woon ñuy dégg ñu ngi koy jox ay ministre ak ñoo xamante ne ñu ngi ci gouvernement bi am na ci ñoo xamante ne sax ci ñoom ñu ngi jaay actuellement nii mu ngi mel ni ñu dig la fa ñaari parcelle nga am ci xarit mu dig la ci ñaari parcelle ne la dinaa la ci jox bu paree ñaari parcelle yow comme que wax na la lu wóor rek nga gis sa benn xarit Souleymane nga nekk am naa ñaari parcelle ci piste bi léegi jox ma tant de millions léegi bu génnee ma jox la ko am na ñu ciy jël xaalis fii may waxe ak yow xam nga moo tax ñuy interpeller président te koo ci wax daf la naan pareegul mais pareegul te yow li ngay def yaa ngi koy def mais bu paree Yoff ñàkk kon moment bii la Yoff war a taxaw interpeller président de la république pour wax ko ne ko kat am na ay loo xamante ne mu ngi xew ci aéroport bi te moom président waxuñu ko te ñi koy def ci suuf ay nitam la
loolu moo tax ñu taxaw pour interpeller ko pour wax ko ne ko tey jii nii bu ko téye woon ab diir rek lu bëri dina feeñ président bu ne woon annulé naa lépp ñu dina bëri ñu dem kaso ndax am na loo xamante ne fii mu ngi fi te bis bu yëngatoo rek musiba am nga wax léegi Souley nga ne ko mais suuf si lébu yi saa yu ñu leen joxee suuf ngeen jaay ko mais nag ñun ay xale lañ waaye nag ay responsable lañ tey suuf si dama la wax ne Yoff daf ko soxla Yoff CM école bi mu am nii dafa tuuti antanatul lycée bi antanatul sax doomi Yoff kon tey place bi war nañ ci xalaat école bu mag boo xamante ne waa Yoff dañuy jéggi rek dem foofu armée li Yoff yi fees na Yoff war na am armeel yoo xamante ne tey jii mënuñoo randal géej gi kenn naa ko fi defoon li ñu am mooy piste bi nga xamante ne nu mu tudd alal ji nga xamante ne mooy alalu Yoff foofu la ñuy xalaat tey jii ay armeel ndax Yoff mënul jóge fii di dem jas di fa robi sapeur bi ma lay wax ne la tey bu ndenaat amoo lakk ñaanuñu ko wala tóngóor wala lenn ci mbeddi mengeen yeeg yooyu auto sapeur mënul dugg imagineel nag Yoff amul sapeur pompier boo xamante ne tey war na mën a daw pour def loolu te fii lañ ko équipement yi Yoff soxla yëpp fii la ñu am yaakaar pour defe ka fi équipement yi ñu soxla yëpp ci suuf si nga xamante ne moom la ñuy pasaree ñu koy jox ñoom sax dëkkewuñu ko te tey jii Yoff soxla ko moom la ñuy laaj ñaareel bi mooy tey bu état joxe woon suuf soos ñu fas yéene jox ko ñi nga xamante ne tey géej gi mu ngi lekk seen kër yi mais tey defe naa jamono dafay dox jamono dafay soppeeku bu boobaa kilifa yu Yoff yi dinañu am yeneen taxawaay yu ñuy am ci suuf si maanaam dafay am ay clause yoo xamante ne tey doomu Yoff bu ñu ko jox dañu koy codé ba nga xamante ne doo ko mën a jaay boo taxawee pour bëgg ko jaay Yoff dafay taxaw pour jëlaat alal jooju xool doomu Yoff bu mu ko jox bu fekkee ne def nga fa dara maanaam ñu ut ay expert ñu expertiser terrain bi xam ne kat lii def nga ci tant de millions ñu xool doomu Yoff bu mën a jël loolu delloo la ñu delloo la ko ñu jël kooku jox ko mu dëkke ko parce que foofu la Yoff toll tey jii nii li tax ñu gën a taxawit parce que Yoff doomam yëpp tey ñii ñu ngi tubaab jalaaw ñii ñu ngi uti kër Bambilor ak faneen ak faneen ak faneen ñooñu jot nañu raw am na ñoo xamante ne ñu ngi doon daw mais bi ñu déggee suuf si taxaw nañu mais loolu tax ñu laaj état ne ko nag nañu jox suuf si ndax ñu jox ko doomu Yoff yi ñu dëkke ko dëkkal ci seen ak njaboot te defe naa ne loolu ñuy laaj lu légitime la lu jaadu la te defe naa képp koo xamante ne lébu nga bu nekk ci Cap-Vert boo déggee lii ñuy def vraiment war na doon fierté bu rëy a rëy ci yow am na loo xamante ne buy am rek dafay ñaawal xer yi mooy tey jii nii ñun dañu gis ne ci suñuy xalaat président acte yi muy teg yépp dafay mel ni kuy bëgg effacer lébu gi dafa bëgg dafa mel ni kuy jéem a néewal doole askanu lébu parce que ci acte yi muy teg laa wax dañu wax ne nag njort baaxul waaye léeg-léeg dañuy foog mais acte yi muy def yëpp boo xoolee dafa mel ni président daal dafa mel ni dañu ko déy ne ko lébu gi daal éponger leen néewal leen doole néewal leen kantan nañu bañ a exister ci lépp luy seen alal lépp luy seen dëgg taxawaay lépp luy seen man-man fexeel nga déstabiliser leen te loolu nag baaxul ci moom révolte bi ngay wax du am mukk parce que li tax du am ñun dañu ñu yar dama wax ne 2012 bi ñu toogee ak maître Abdoulaye Wade dama ko wax ne ko boo xoolee dëkk bi ñi la fal ñëpp ñu ngi taal seeni dëkk di lakk maire yi di dóor
te pourtant ñooñu la leen Ablaye Wade defal ci ay milliards ak i millions defalu ko Yoff mais Yoff yënguwul Yoff tàkkul dafa ne teg ñun noonu loolu lan ñu yare stabilité ak dal moom lan ñu yare moo tax bi ñu taxawee pour def point de presse wàccee kaamil xam nga point de presse dara newu ci wàccee kaamil pour ñaan dara newu ci mais préfet bi mu ko yëgee ak lenn ci kilifa yi ñaan ñu ne ñu bàyyi leen dañu bàyyi xam nga kooku jàmm lay wut moo tax nag émission bi am solo ñuy wax le président ne ko nañu gestu na jàppale lébu gi waaye na jàppale Yoff na jàppale tànk muy Ngor Wakaam loolu daal bokk na ci li nga xamante ne bëgg nañu mu dégg ko bëgg nañu mu xam ko. Donc j'espère que loolu dina ko dégg à travers notre média Ngor Plus qui est une télévision nationale via le réseau Sortex sur fréquence 140 MHz mu nekk aussi une télévision boo xam ne qui va prôner aussi la promotion de la collectivité lébu parce que loolu chaque instant ni dama koy wax ci télévision bi nii à l'image de Saltigué Mamadou Mbengue bi xamante ne mu nekk suñu conseiller nekk man personnellement sama parrain ci lépp loo xamante ne maa ngi koy def ci côté média mu may conseiller di nuyu passage aussi Jaraaf Mbaye Ngiraan aussi mu nekk koo xamante ne aussi ci ñi may conseiller ci la bokk tey jii ne bu ñu développé lii c'est pour askanu lébu bi moo tax ñuy jóg moo tax ñu def suñu édition spéciale bi moo xamante ne ni c'est pour le collectif des mouvements associations pour la défense des intérêts de Yoff donc si loolu noonu bu ñu nee collectif aussi collectif bi rek du ñoom ñaar ñii rek du aussi du Saltigué Mamadou du keneen ak keneen mais c'est tout un ensemble c'est ensemble wala ñuy dem pour jox kàddu gi Gora Gningue mu nekk membre boo xamante ne aussi bu actif ci collectif bi donc ñu koy laaj moom par rapport ak li mu jot a déglu fii nii donc Gora tey jii nii joxal ñu ko micro bi donc Gora suñu question mooy que ne tey jii nii yow pêcheur nga en même temps te bi ñu demee defi reportage bi je pense que gis nga li xew ci géej gi donc tey jii nii ban jàngat nga am ni ci li nga gis noonu ci géej gi avancé mer bi. waaw a'uuzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim maa ngi nuyu ñi fi teew ñëpp ci plateau bi di jaajëfal aussi ki nga xamante ne mooy Saltigué Mamadou Mbengue parce que tey jii nii moolu bu ñu demee ba adhéré ci collectif bi yaakaar naa ne li ñu gis mu koy dox ci Yoff moo tax parce que lépp loo xamante ne luy defar Yoff la mu ngi ci taxaw daal di teg tànkam ñu koy jaajëfal ci loolu bu baax waaw comme ni ñu ko gisee rek ci image yi nga xamante ne moo doon jàll léegi géej gi daanaka song na dëpp bi ba noppi te ñun ñi nga xamante ne yàlla dafa dogal ñuy ay pêcheurs de ay mool dëkk ci booru géej gi en même temps di dem géej te amuñu leen lu dul napp daal parce que bu ñu juddoo ba léegi bu ñu génnee ci école yàlla daf ñu féetale ñu nekk ci wàllu géej gi daal te tey jii bu ñu xoolee avancée de la mer bi ni muy ñëwee tey jii dëkkuwaay xat na ci benn côté mooy que ne tey dañu dëkk ak suñu ay mag ak suñu ay rakk di dëkkuwaay boo xamante ne dëkkuwaay bu xat la daal te géej gi ni muy rondoo kër yi mënuñu di tegle bâtiment yi di jëm kaw yàlla dogal aussi tamit mënuñu génn fi nga xamante ne mooy Yoff di dem ci yeneen gox yu mel ni ay Kounouna yooyu parce que tey jii bu ñu xoolee am na suñu yenn mbokk mbool yoo xamante ne ñoom ñooy nekk ñuy am ay jafe-jafe yu metti parce que tey ku xool Sénégal xam na ne tali yi xat na da ngay am jafe-jafe pour génn Yoff dem Grand Yoff rawatina ngay génne di dem en dehors de Dakar kon tey bu fekkee da nga bëgg a jóge lu mel ni ay Diamniadio wala nga jóge sax Gorom gii nii bëgg a ñëw fii ne da ngay dem nappi da ngay am jafe-jafe loolu moo waral bi ñu gisee mbootaay gu mel nii lépp loo xamante ne ni dañ ko doon def dañu ko bàyyi parce que mbootaay gi dafa doon mbootaay goo xamante ne dañuy wax ne c'est une première ci Yoff ñu gis mbootaay goo xamante ne dafa ëmb lépp loo xamante ne association la ci Yoff ñu ànd ñu ñëpp am benn objectif mooy lépp loo xamante ne dafay dox pour intérêt Yoff la ñu taxaw ci loolu moo tax ñun nappkat ñu ñëw adhéré ci parce que dañu am ay jafe-jafe dëkkuwaay am jafe-jafe aussi pour man di déplacer wu parce que tey jii ñu bëri taxu na kon ni ma ko waxee sànq pour mën a déplacer wu di ñëw Yoff di napp loolu waral tey jii nii boo xoolee booru géej bi gis nga ay xeer la ñuy jël di kat jàll ci booru tefes gi di jël ay saaku te pourtant chaque instant bu ñu defaree rek géej gi dafay ñëw nanguwaat ko mu doon jafe-jafe bu métti ñun ñu bëggoon nag vraiment état du Sénégal ñu jàppale ñu parce que aussi mën nañu def déplacement te amaana tey jii nii bu fekkente ne yàlla dafa dogal li nga xamante ne nii moom la waa Yoff di laaj te tey jii nii ñun ñi nga xamante ne ay mool lañ ñu doon ñi nga xamante ne
tey jii nii mbir mi dafa doon loo xamante ne daf ñu yitteel ñun mool daf ñu yitteel parce que mën nañu génn Yoff vraiment mën ñu génn Yoff moo tax ñu ñaan yàlla daal mbir mi ñu jàppale ñu si depuis 2012 avant 2012 sax laa wax ba léegi nii Yoff mosul def dara loo xamante ne dafay indil nguur gàllankoor kon dañuy ñaan le président de la république wax ko na ko ñun mool am nañ problème am nañ jafe-jafe te tey jii soxla nañ dëkkuwaay. donc dëkkuwaay boobu aussi ni muy Gora aussi yow en tant que pêcheur aussi donc da ngay jàpp ne aussi seen problème piste bii rek moom moo ko mën a saafara. waaw parce que bu ñu xoolee tey génn fi dafay doon jafe-jafe bu rëy su ñun. te tey jii Yoff boo xoolee piste bi rek lañ fi dese. te ni ma ko mën a waxee piste bi sax mënu régler suñu problème ñun Yoff mënu ko régler mais am nañ yaakaar ne bu ñenn ñi génnee si kër gi moo xam ñaar ba ñetta génn dem si piste bi kër yi dina xaw a am tuuti air. yaakaar boobu la ñu am si piste bi moo waral ñu joxañ piste bi. et seen autorité yi ban jéego lañ si def par rapport ak kii bi par rapport ak piste bi. waaw boo gisee tey jii nii ñun boobu ba léegi masuñu dégg wala ñu gis autorité boo xamante ne ñëw na di waxtaan ak ñun si lu jëm si loolu noonu parce que tey jii nii boo xoolee. damay wax ne peut-être gox bi ñi nga xamante ne ñooy association yi wala ñi nga xamante ne ñooy ay borom taam ku mel ni saltige mëma tey ni mu approché population bi mën nañu wax ne tey ñi nga xamante ne ñoo ñu jiite approché ñu noonu pour xam lan mooy suñu ay problème ak suñu ay jafe-jafe parce que jàpp nañ ne tey jii par exemple ku mel ni population bi dimbali leen mooy yëkku ay nourriture comme ni ma ko mën a waxee ak dund wala xaalis jàppale leen mooy jàppale leen te yaakaar naa nit ki pour nga jàppale ko foog nga xam lan mooy ay jafe-jafeem daal te ñun bokk na suñu ay jafe-jafe bi nga xamante ne moo gën a rëy muy dëkkuwaay donc jafe-jafe mooy dëkkuwaay comme ni ko Gora Gningue waxee mu nekk ay paroles yoo xamante ne aussi c'est à saluer parce que kàddu yi rafet na trop te bu ñu waxee aussi jafe-jafe aussi dañuy laaj aussi jigéen ñi aussi ñoom aussi am nañ seen wàll am nañ si wàll bu baax a baax si collectif bi mu nekk ñuy jox kàddu gi Ndeye Fatou Dieng Ndeye Fatou Dieng laay wax mu nekk membre si collectif bi aussi yor section féminine donc Ndeye Fatou Dieng yow nga nekk membre collectif yor section féminine ci collectif des mouvements et associations pour la défense des intérêts de Yoff donc tey jigéen ñi ban taxawaay ngeen am si collectif bi nii. aouzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum mbooloo mi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di leen baalu àq waaw ñun jigéen ñi lii si suñuy mbébét wax dëgg yàlla parce que lii mën naa ne jigéen ñi Yoff gépp la concerné Yoff gépp la concerné ndaxte toll nañ foo xam ne en tant que yaay ñun ñëpp mën naa ne li ñuy dund suñuy kër yaay yi sax ñoo ko gën a yëg ndaxte toll na foo xam ne metti na lool ñu ngi tëdd ak suñuy njaboot dañ nañ ba fi mu nekk nii ndeysaan ñii xaw a nekk mag sax dañuy génn nekk si biti toog si biti ba fajar jot ñuy door a ñëw tëdd si te loolu ku sañoon sa doom booy tëdd nga tëdd ndox sa njaboot waaw ndaxte lii alxuraan wax doom bu tolloo si 7 ans da nga leen war a séparer waaye dem na toll nañ foo xam ne sax ndeysaan dañuy dem ba loolu amatul lan moo ko waral dëkkuwaay bu xat rek moo ñu ko waral moo waral tey jii lii moo waral ñu sos suñu kuréel gi pour fexe noo xam ne wax dëgg yàlla dinañ si mën a génn ndaxte wax dëgg yàlla sonn nañu de ñun jigéen ñi de bu ñu ko waxee bu ñu ko waxul ñëpp sonn nañu Yoff gépp sonn nañu ndaxte lii xew fi metti na torop ko wax ko waxul ñëpp la metti wax dëgg yàlla te amuñu fenn foo xam ne fan lañ ko mën a lii daal piste bi rek wax dëgg yàlla ñun la loolu daal la ñuy ñaan pour sunu président ñu ngi ko koy ñaan sunu président Macky Sall ndaxte waxoon nañu ko te diggoon nañu ko te ñu ngi interpellé itam sunu présidente muy Marième Faye Sall ndaxte yaay la te njaboot la itam ndaxte am na noo xam ne bu ñëwoon tey ba dugg Yoff xool laaj jigéenu Yoff wala boobu mu xool jigéenu Yoff ni ñu dëkki bu keroogee xolam dina tooy lool xam ne ñii vraiment wax dëgg yàlla sonn nañu lool. donc Ndeye Fatou Dieng mu nekk kàddu yoo xamante ne aussi ne yu daw yaram la parce que bu ñu ne jigéen aussi jigéen mooy jur jigéen mooy yar donc tey Macky Sall bi nga xamante ne moom aussi jigéen moo ko jur donc tey moom aussi waroon na mën a kàddu yi mu dégg nii su ko jigéen nga tey jii nii waroon na tax ba lépp loo xamante ne mu ngi ko doon def
mu ñëw jàppale waa Yoff yi nii xamante ne nii donc affaire bi métti na donc Ndeye Fatou Diène dañu amal beneen question par rapport ak ça tey jii nii yéen tey jigéenu Yoff yi nii aussi en tant que jigéen tey ban appel ngay lancé tey sa moroomi jigéen yi nii si xeex bi nii. man daal li may oo sama moroomi jigéen ñi. mooy nañu ñëw bokk si mouvement bi. nañu ñëw ñoom ñëpp te xam ne xeex bi ñoom lañ koy xeexal sax. lii nii xeexaluñu ko kenn lu dul sa ñun jigéen ñi lañ ko xeexal. ndaxte jigéen ñi ñoo jur ñii si kër yi ñoo jur góor ñi ñoo jur ñëpp kon nag lii bu ñu xësee bay ko wax rek wax dëgg yàlla jigéen ñee tax moom lañ koy xeex asta lii ñuy xeex ni du pour ñun de pour suñuy njabooti ëllëg a tax amaana ka ñun ñi sa peut-être ëllëg duñu ko fekke tax nit booy ñaan da ngay ñaan loo xam ne ëllëg say njaboot yi xam ne ñooy ñëw ëllëg ñu dëkk ndaxte dëkk bi toll na foo xam ne fees na fees goo xam ne wallahi boobu sa yaram sax day daw guddi boo génnee gis xale yu ndaw yi ni ñuy taxawaalu si mbedd mi rek sa yaram day daw te lan moo ko waral dëkkuwaay bu xat rek man bu ma génnee léeg-léeg guddi nii gis xale boo gisee couvre-feu bi am léeg-léeg xale yi nekk si biti boo gisee mënuñu toog si kër ya xat bañuñu toog seen biiri kër parce que ku sañoon kenn du na la kaay nga dem bu jëkkoon loolu amul timis daan na fekk ñëpp nekk si biir kër mais léegi da ngay dox ay 3 heures ay kii 11 heures wala 10 heures gis ay xale yu ndaw ndeysaan si biti te lu ko waral dëkkuwaay bu xat rek moo ñu ko waral te loolu vraiment wax dëgg yàlla maa ngi si oo jigéen ñi ñëpp ñun sax talatu ñuy waxtaan sax ak sunuy borom kër ndaxte sunuy njaboot wax dëgg yàlla mayetuñu xat nañu xat goo xam ne sax doo am temps sax pour waxtaan ak sa borom kër kon nag loolu ñu ngi koy ñaan sunu président di ko ñaan sunu suñu présidente Marème Faye Sall te xam ne moom ndeysaan macha allah jigéen ju mën a dimbali jigéen moroomu jigéenam la loolu daal ñu ngi ko koy ñaan vraiment di ko ñaan sunu président daal te Yoff gépp ñu ngi leen di oo si collectif bi te xam ne lii ñuy tax a jóg nii yéen rek a tax ñun rek a tax du kaneen ak sunu njaboot. waaw donc ñu rafetlu kàddu yooyu xamante ne ni muy jigéen muy aussi yaay di ñi xamante ne ñoom ñooy yar parce que aussi bu ñu nee jigéen aussi ñoom ñoo war a defar environnement bi. te environnement bi ni su sooxee en Souleymane environnement bi su sooxee après defe na dinañ ko laajte après yow suba dinañ la laaj nan nga yore woon sa njaboot te buñ ne nan nga yoroon sa njaboot aussi dëkkuwaay si la parce que tey jii nii bu dëkkuwaay xatee après pour éduquer sa doom da ngay am problème pour éduquer sa doom donc tey pour man loolu aussi war na nekk benn déclic boo xamante ne nii war na mën a tax ni pour autorités yi ñëw taxaw si xeex bi ngeen di xeex. xam nga sëriñ. tey jii bu sàkku ceeb bu kilo ceeb doon jar 10 000 francs kër goo dugg ci Yoff ñu ne la kaay añ ñàkkuñu ka ñu ngee sant yàlla bu baax mooy lii sëriñ bi wax sànq ne ñun mosuñoo sonal ab état ñun sonaluñu leen mosuñu bokk ci ñi di kaas ay saakuy ceeba ay diwlin intéressé wuñu mais lii ku ko xool xam ne lii mooy nécessité nit fu mu dëkk nécessité am la pour moom waxatuma laax na kuy laaj alalam pour dëkke ko kooku moom autorité bi nu mu mën a def ba jàppale kooku loolu mooy defar société parce que gis nga baat boobu nga wax léegi sayyiduna Muhammad moo ko wax moo ne kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi képp ku yàlla bind def la responsable rek ëllëg yàlla dana la laaj loolu mu la dénkoon ci sa responsabilité nan nga ko sàmme gi nga bu yàlla laa laaj suñu bàyyeex suñu yaay yi seen dëkkuwaay naka la woon am na ñu dëkkuwaay donc àq boobu yàlla du leen ko laajati mais li fi des te ñu war ko dëkke te buur teg ci loxo la yàllay laaj buur lan nga ci doon def waaw mais yéen aussi war leen toog rek daal di commencé seetaan andi ñu jóg taxaw waaw di laaj buur li ñu moom pour yaatal suñu dëkkuwaay parce que xat nañ li ñu dëkk mënatuñu ëmb waaw donc loolu man damay rebondir léegi loolu si Seydina parce que Seydina aussi comme ni ma ko waxee mooy l'environnement parce que aussi l'environnement bu ñu environnement aussi mooy yar gi bu ñu ne yar gi aussi day laal un peu si diine gi parce que tey jii nii bu dëkkuwaay bi xatee rek diine gi dina sooxe tuuti par rapport ak intelligence su xale yi te on dit que ndaw mooy nekk mag ëllëg donc tey te j'espère que loolu aussi war ngeen si bàyyi xel. parce que mooy li imam su lay wax kullukum ra'in
wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi képp kenn ci ñun sàmm la te sàmm bu ne dinañu ko laaj na mu doon sàmme ci këram dinañu ko laaj nan la doon sàmme ci quartier ba. Le président de la République son excellence yàlla dina ko woo laaj ko dëkkam ak mbiri dëkkam ki nekk tribunal muy attekat bi moom it dinañu ko laaj noonu lay dem di dem ba ci ki nga xamante ne mooy boroom kër yi muy ñun ak suñuy kilifa xam nga tey àq dafa sew te ñun ñëpp bu ñu soñoon du ñu ameel suñuy doom àq ndax suñuy wëyjur ameelul ñu woon àq ndax ba dëkk jotee dëkkal nañ ñu jur nañ ñu ci jurin bu rafet waaye it yar nañ ñu ci yar bu rafet waaye it dëkkal nañ ñu ci dëkkin wu rafet xam nga li am solo mooy dañu toll ci jamono joo xamante ne environnement la ñu wax te environnement bu baax dafay bokk ci nit ki am stabilité tey nit ñi ñu ngi julli mais yàlla bu ñu jéggalul erreur yi ñuy def du baax parce que yow mii di dem jàkka ja di julli ji te sa esprit tranquilleul ndax lan yow benn néeg nga yor néeg boobu ci ngay fanaan ak sa soxna ak say doom bu doon say doom sax ay xale lañ ñu mën a wax waaye ay magi jëmm dama lay wax ne la wallaay lébu dañuy ay gor dañu nekk askan boo xamante ne askan bu diiñ lañ askan wu am ngor lañ askan wu bañ ku leen yàpp lañ moo tax li am ci kër yi dañu ko nëbb ba nga xamante ne tey jii nii maara day taali ndax seen ak gore mais loolu tey dama lay wax ne la diine dafa bëgg environnement bu ubbeeku dafa bëgg environnement bu sell dafa bëgg environnement bu dal parce que yàlla boo koy jaamu sax da nga koy jaamu ci stabilité ci ak dal mu sell nga mën a am yéene waaye yéene ci xel la ak ci xol mais tey jii xol yi ak xel yëpp tey boo ko fëggoon mu ngi nekk ci wéradi mu ngi nekk ci ndóol mu ngi nekk ci ñàkk dëkkuwaay moo jiitu lépp parce que tey nit ki même bu amul dara bu amee fu muy suturloo sax dina nëbb lu bari ci moom xam nga tey kër dafa am solo parce que dafa bokk ci liy sagal doomu aadama dafa nekk nécessité muy comme ni oto nekkee nécessité ni téléphone nekkee nécessité loolu noonu la kër sax dafa gën a nekk nécessité ci doomu aadama bi parce que tey boo xasee ba nekk ci sa kër parce que président Macky Sall tey li ñu koy laaj dafa bokk ci li nga xamante ne daf koy dimbali parce que tey ki nga xamante ne fu mu làqu rek la bëgg tey ñun ñii ñëpp dañuy xëy suba léeg-léeg am problème mu daggu mburu bu ñu lekk waaye kenn du ko xam parce que lan moo tax parce que am nañu fu ñu nekk foo xamante ne tey bu ñu fa duggee ba tëju dañu defe ne ñàkkuñu dara waaye am na ñoo xamante ne tey jii ci dëkk bi bu ñu amee seen sutura xaaweeku na te lislaam bëggul loolu bëggul sutura nit ku xaaweeku dafa wax ne sax nëbbalante leen ay ayib sàngante leen sutura jàppalante leen dimbalante leen moo tax ñun ñii nga xamante ne am nañu fu ñu wéer suñu bopp suñu yaram ba pare ñuy def combat boo xamante ne ñi nga xamante ne suñuy mbokk lañ suñuy deret lañ nga xamante ne mënuñoo dem bàyyi leen te amuñu ñun lu ñu leen utali fu ñu dëkk te ñu xam ne espace a ngi fii boo xamante ne war nañu mën a taxaw laaj ko état ñoom ñu mën ci dugg suturlu ci kiiru ci ñu ne nañu taxaw nag boole suñu doole boole suñu force ngir wax ak état kat ñooñu day suñuy nawle lañ bu ñu mënoon a dagg suñuy néeg dañu koy dagg ci digg bi xajal leen ñu dëkk ci waaye nag comme que gis nañu alal ji ñu koy jox ñoom dañu koy jaay dañu ci ngir lan am ci alal te am na ñoo xamante ne ñu ngi fi moom ko ñu gën ci yey waaye état na leen ko jox ñoom ñu dëkke ko man ci armée li nga xamante ne jaam yàlla bu génn àdduna ci lañ lay yóbbu fees na nan ñu dimbali ñu am armeel yoo xamante ne it
fa la ñuy dem pour mën fa suturaale suñuy niiw parce que ñoom it ni ñuy laaja ñun kër yi ñuy dëkk ngir suturlu si mais suñu kër ak gu mujje suñu kër ak dëgg mooy bàmmeel kon tey jii nii tamit bokk na ci combat bi it ñu am ko nga xamante ne tey ku génn àdduna it ñu am fu ñu la mën a teg say mbokk di xam ne yaa ngi fii di dem di la ñaanal loolu daal vraiment bokk na ci liy dalal jaamu yàlla maanaam mooy nga am foo mën a foo xamante ne boo jugee liggéeyukaay ba boo ñëwee di nga mën a yeesal changer waaye mën a am stabilité dox ndànk dox bu sell dox bu leer dem jàkka ja joxe sa borom ak la war sa diggante ak moom delluwaat sa kër ga. Effectivement donc mu nekk kàddu yu Seydina Issa Laye aussi ñu rappeler que c'est le représentant de la communauté layène si collectif bi donc on dit le collectif des mouvements et associations pour la défense des intérêts de Yoff man dama siy jël rek benn résumé bu ndaw mooy la défense des intérêts de Yoff quand on parle de la défense des intérêts de Yoff day englober seulement terre yi wala day nekk la défense des intérêts dans le sens global. Dans le sens global. ay barakallahu xam nga déjà c'est sama ubbee. maa ngi lay wax ne la. lépp loo xam ne lu baax la ak fu mu mën a ne. dañu ñaan yàlla Yoff bénéficier aussi. waaye lépp loo xam ne safaan la. moo xam dafa nar a ñëw gaar ñu. moo xam dafi nekk war fi jóge. ñu ngi ñaan yàlla ak suñu taxawaay. ñu ñaan yàlla mu jëlee ñu ko fi. kon c'est pour le tout. pour le tout n'est-ce pas. mais tey dafa principal. li nga xam ne ni mooy objectif principal bi tey. mooy Macky Sall balaa muy yàgg ñu delloo ñu suñu alal. ndax ñun ñu ngi bëgg a lot. mais pourquoi vous parlez aussi de bradage des terres de Yoff aussi. wax dëgg yàlla amalu leen sax utilité benn bi lu dul il ne cherche qu'à s'enrichir sur ça. ñenn ñi dañ ko jël rek di ko jaayaat. et pourtant les ayants droit ils sont là. pour en bénéficier d'une manière ñu dem dëkk fa. suñu dëkkuwaay bii di Yoff 2 dafa war a am foofu. Yoff 2 foofu la war a juddoo. donc am na loo xamante ne tey ji ñoom buñ ñu ko mayulee ba pare di ko jël di ko jox ñoo xamante ne ni am nañu lu ne am ka fu ne ñu jëlaat suñu alal ñi nga xam ne ñun dañ ko soxlaa ñu jël ko di leen ko jox parce que dañu gis ne dañu ñàkk doole mais loolu bradage la. c'est de l'arnaque. Purement et simplement. te dama am loo xam ne il faut le dire. il faut le dire en haute voix. et je vais le dire. mooy gis nga ak nit baa ka puus ba mu sës dala taxaw. te ba taxawee ci sa kaw la jëm. te loolu ñoom dañ ko war a moytu. ñu ngee wax fii te li ñoo wax ni moom lañ gëm. te mooy ñun masuñoo yàqal buur dara. masuñoo taxaw di yàqal buur dara. mais ndëkk nit sañ naa laaj li mu moom. effectivement. te suñu légitimité nag ak ngor gi ñu yàlla defal may nañu ñu ba dee jote ñun ñëpp a la faatu. loolu nag ñoom nañ ci bàyyi xel bu baax. parce que ba tey taxawuñu ne dañoo taxaw di xeex taxawuñu sànni kenn ay xeer. waaye nag boobu ba léegi ñu ngee laaj li ñu moom. donc ñoom en retour nañ ñu fekk se joxaat ñu suñu alal ci anam bi mu gën a rafete ñu ñaanal leen yàlla parce que def nañu li ñu war a def mooy jël nañ alalu jàmbur delloo ko borom. mais nag am na laa xam ne ba ëppee nii lii mën na jur lu ne. surtout ndaw ñii di ñëw. buñ demee ba xamatuñu fu ñu jëm rek ci mbedd mi la ñu jëm. te buñ demee c'est la catastrophe. ñun ñii taxaw ni nous sommes des responsables ñun loolu la ñoo bañ. bañ loolu moo tax ñuy dànkaafu. bañ loolu moo tax ñuy teel a jóg taxaw. wallahi xam ne ñii suñu gannaaw. peut-être ba lii ñu am ñun mooy dal gi ñu da am nii bay oo télé yi di wax ak ñoom. pour buur man ñu dégg. mais ñii suñu gannaaw amuñu ko sëriñ bi. parce que ñu si bari mbedd mi moo leen di yar. effectivement. te am na loo xamante ne bu continuer nii rek boo moytuwul c'est sera la dégradation des mœurs. la dégradation des mœurs yal nañu si yàlla musal. donc Seydina comme ni nga ko déggee la dégradation des mœurs mu nekk loo xamante ne aussi yéen ñi xamante ne aussi peut-être bu ngeen waxee. population bi dinañ leen déggal mu nekk ngeen nekk personne morale boo xamante ne aussi si collectif bi donc loolu noonu aussi ban réaction nga siy def. waaw as gor kenn du ko puus ba mu sës ñoom ñoo ñu mën a dimbali état bi parce que it boobu ba léegi ñu ngi nëppal saa yu ñu jógee
gis nga fi may waxee ak yow Yoff gépp dañ ñu mere parce que dañu leen wax ne dañuy def point de presse def jàng kaamil ba Yoff gépp nar a génn préfet woote kilifa yi daje ne nañu bàyyi ñun ñii ñëpp suñu der setul xam nga lu tax parce que suñu recul boobu dañu ne peut-être dañ ñu dig dara pour wan la ne Yoff sës na wallaay sës nañ gis nga li am ndenkleer la xaw ma ndingileer dama wax ne ndëgam ñoo man loolu masama lébu gi mën nañu loolu de mën nañu taxaw lii aka ñoo amoon fitu dem ci place ba def ko fa mais loolu bokkul ci li ñuy wax ut jàmm moo tax tey jii nii ma wax la ne la as gor kenn du ko puus ba mu sës te nag li xew fii ci aéroport bu Yoff bii dama wax ne ngeen baal ma ci kàddu gi moo bi ma utiliser saaga la wallahi lazim dañu muñ rek mais mën naa wax ne dañu saaga toute la communauté lébu parce que lii dafa ñaaw lii dafa nekk loo xamante ne dafa weesu na sax ñaaw ci boo koy gis lébu gi ñu ngi toog fii ñu ngi doyloo li ñu am demuñu fenn dégguñu ci dara lépp lu ñu xase lébu gi rek mooy dañu bëgg suuf te alhamdulilah ndax suuf sañuy leen di xase yépp ñoom ñoo ko moom waaw mais nit kenn waru koo gën a bëgg alalam kenn waru koo gën a mën a sàmm alalam kon loolu du xas loolu aw tagga la ba ca des mooy li nga xamante ne moom laay tëjee suma wax ci li Souleymane wax gis nga sa waajur bu ñu ko saagee cim pénc doo daw ca pénc ma doo daw ca kër ga di kalaame wala di ko jëli pour mu ñëw xeex da ngay xeex ba faj ko riir wa da koy fekk ca kër ga mu ne waa lu xew ñu ne ko diw dañ la saagkat ca pénc ma waaye say doom fajal nañu la ko ca pénc ma saaga wii dañu ko saaga communauté lébu gi yëpp dañu ko saaga Yoff te Yoff nag ay magam duñu jug di ko xeex ñun ñi nga xamante ne ñooy doomi Yoff ñooy taxaw faj ka te nag naa la xamal lenn Yoff ku ko okkat rek okk nga Seydina Limaamu Laay parce que mooy Yoff ni ñu respecté Tiwaawan ni ñu respecté Touba respecté ko faneen ak faneen ñu nit ñu am respect boobu ci ñoom dama wax ne lu ko raw war nañu respecté noonu dëkk bii nga xamante ne fi la Seydina Limaamu Laay tëdd te nag maam Limaamu en 1883 la woote ginnaaw Cheikhu Omar damay wax ne kenn jukku ko taxaw ci fii ci Ndakaar moo tax waykat bi nekk li jiitu ngay feeñ fii Ndakaaroo ngi woon fii waaye siiwul xameesul booba turam woowa ak gox ba mais ba mu ñëwee ne ajibu daa yàllaahi woo nit ak jinne lam ca teg mooy penku dina ñëw saw dina ñëw ndejoor dina ñëw càmmiñ dina ñëw mu ne leen Ndakaaru bu safewul woon tey dina saf kon tey jii nii ñoom ñii xëccu Ndakaaru gépp di ko xëccoog lébu gi dëkkuñu fi ñu nga bàyyi ay hectares yoo xamante ne bu ñu amoon fulla def ci alal am alal mais tey ñun li ñuy ñaan mooy am ay tool ci biti parce que xam nañu suuf li ci am ñoom loolu doyatu leen li leen doy mooy 150 mètres carrés boo xamante ne ñu ngi koy am Ndakaaru waaye nag Ndakaaru ñoo leen ko gën a soxla ndax seen ak njaboot ak ñi nga xamante ne ñooy géej gi muy pêcheurs yi ak ñi nga xamante ne Yoff fi may waxe ak yow rek plus de 200 handicap mu ngi fi amuñu sax centre te xam nga ñooñu yàlla na ñu utal leen fu ñu ne mën nañu joxe ay exemple yu bëri pour wan la ne lii dafa nekk laaj boo xamante ne dafa légitime dafa nekk loo xamante ne président sax waru ci am sax lu muy xalaat daf ko war a décréter jox Yoff seen alal ñu nit ñu bu alal jooju duggee ci Yoff ñu doon ay gor
doon ay nit ñu diiñ ñoo xamante ne dinañu ci def li nga xamante ne moom lañ ci war a def jox ko ñi nga xamante ne moom la ñu ko war a jox te mu jur jàmm ci dëkk bi loolu laa amoon ci lu mu jur jàmm ci dëkk bi donc jàmm daal moo jiitu daal si lépp te buñ ko ñaanee yàlla peut-être dinañu ko may donc à l'image de Seydina Issa Laye mu nekk représentant communauté Layène fii nii si collectif bi donc moo tax tey suñu ndaje mi dafa ala daawme parce que tey jii nii suñu gisee lii après xel daal dina kii daal dina nangu daal maanaam dinañ gis ne ñii nii taxaw nañ ci taxawaay boo xamante nii ñii nekk seen ginnaaw sax du lii mais c'est un geste vraiment noble waaw donc loolu suñu temps bi nag daf ñu xocc parce que waxtaan wi moom wax fa dëgg yàlla man sax doylu ma à l'image de Seydina Issa Laye tey li mu fi wax yëpp mais xam naa dinañ am benn ñu ñëw seetsi la waa Ngor Plus ñëw seetsi la pour que ñu relater un peu ay faits yoo xam te peut-être dinañ ko soxla donc Souleymane tey lan mooy sa kàddu gu mujjee par rapport ak li ñu fi wax yëpp. sant yàlla bu baax di vraiment rafetlu jataay bi sama kàddu yu mujjee yëpp nag maa ngi koy accès si mouvement bi parce que wax dëgg yàlla li wane ne ndekete dëkk bu la juree ak loo mën a doon ak loo mën a def te delloo la ko dëkk ba fayoo yàlla mooy wane ne ñii fi toog nii ku ci ne am nga yéene bu doon ne yow si yow rek la war a fajoo télé bi du fi yegsi kon yëf yi faju na bu yàgg waaye yëg ne mbooloo mooy doole moo tax entité yëpp daf fi daje xam nga buñ ne la xalif général des Layènes buñ ne son porte-parole buñ ne imam Mouhamadoul Makhtar ba pare seen njaboot ñëw représenté leen ci collectif bi ak ñeneen ñu ñëwagul ñoo xam ne ni bu yàlla dogaloon mu war a gën a yaatu ñoom ñëppay ñëw Yoof gi tamit ñu bari suñu mbokk yu bari buñ leen waxoon tey suñu mbokk mécaniciens yi mool yi buñ leen waxoon tey boo moytuwul kenn du fi xaj da lay leer na ndaw ñi am nañu yéene pour defar seen ab dëkk donc lenn rek la ñuy ñaan yàlla moo am ay kilifa yu ñu teg ci aw yoon kon ñun interpellation bi ñuy def ñu ngi koy accessé waat ci suñu coutume Yoff bi parce que ñoom ñëpp dañu takk ay ndomba yu ñu takk yëpp suñuy ndona la ñun ndaw ñii fi nekk donc ñun dañu jël suñuy baat joxaat leen jëlaat suñu kàttan jox leen ngoon ngir yàlla nañ ñu gestuwaat ñun ñii seeni njaboot ñoom ñu xam ne seen wàll wéy na te aw ñay bu demee bay xàll aw yoon pour ñi mu jur a tax parce que tolaguñu ni moom kon am na loo xamante ne man si ñoom rek laa koy delloo mooy ñu fexe ba xam ne mag ñi bi ñoo sos ay ndomba dañu ko sosoon pour taxawu dëkk bi waaye sosuñu ko woon pour dëkk bi na sax ñu delloowaat loolu foofu di oowaat suñu ay imma yi mooy imam yi fi ne di oowaat tamit entité yëpp xam ne mouvement bi bu ñu gisee jataay bi war nañoo xam ne benn pensée la ñu am mooy naka la ñoo fexe ba insha allahu yàlla yëkkatiwaat suñu dëkk bi lépp lu fi suñu maam yi bàyyi woon muy teraanga bi ci jiitu mooy suñu ngor bi ci topp mooy yaataloon nañ ba ñëpp a xajal ba ñëpp a xaj ci ñun loolu yàlla delloowaat ñu ko tey ndax mu ngi bëgg na sax te am na loo xam ne seetaan ko ba mu ëpp alkande lay jur te yàlla dafa am lu mu ñu gaar mooy la yughayyiru llaha maa bi qawmin hatta yughayyiru maa bi anfusihim mbokk yi yàlla nee ne du ma ñëw ci kaw suuf di leen fi régler benn problème lu dul ma gis ngeen jóg taxaw ma jàppale leen ci wa bi dalik falyatanafasi almutanafisun man loolu foofu laay teere kullu dalika yitma ala allahi bi aziz nañu yàlla may kattan bi may ñu taxawaay bi ñu am nii te li ñuy def nii yàlla na saf yàlla na safi sayyiduna muhammad yàlla na yàllay kese tax suñuy jëmm yi yàlla bu mu ci feeñ maa ngi ñaan yàlla bu deene li ñuy oote ni dëgg la balaa yàgg yàlla na yàlla may Yoff ndam te may ka lébu gi yëpp nag ci daraja sayyiduna muhammad wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu donc loolu mu nekkoon les derniers mots de Souleymane Samb aussi mu nekk
membre du collectif bi nii donc ñu koy jaajëfal bu baax a baax si kàddu yu rafet na si jotaay bi yooyu yëpp donc ñu jox aussi Seydina Issa aussi mu joxe dernier mot am par rapport ak li ñu fi jot a wax yii yëpp. xanaa di am mbégte rek ak contentement bu rëy a rëy ci seen taxawaay parce que lii tamit ak ndimbal la ñu ngi ñaan Ngor Plus yàlla na yàlla gën ko yokk yéen ñi ci nekk it yàlla dëgëral leen may leen ay tànk yoo xamante ne di ngeen ci mën a dem di taxawee mbiru askan wi ba ca des mooy di sant Yoof rek di gërëm Yoof parce que lii nga xamante ne moom lañu ñu jox ñu taxaw nii di ko def damay wax ne am na ñeneen ñu ko dàq waaye yaakaar la yaakaar googu nag ñu am yàlla na leen yàlla jàppale te suñu émission bi lépp lu ñu ci wax rek yàlla na ñu ci gis seen bopp di ñaan yàlla it mu sàmmal ñu suñu honneur maanaam suñu ngor parce que loolu lu am solo la mbir mi it am na ñu ci jàpp ñoo xamante ne dinañ leen gërëm di ay kilifa ci Yoof duñu lim seeni tur waaye xam nañu ne xam nañu leen ñoom it xam nañ ñu ngi ñaan yàlla na yàlla gën leen dëgëral di jël nuyoo collectif bi yëpp di ko teg ci loxo Mamadou Mbeng mu yóbbaale gaay yi yëpp ku ñuy wax El Hadji Ndiaga Ndoye mu ngi ca bitim réew moom it boobu ba léegi mu ngi sonn ci mbir mi Youssou bu ñu limee rek dañuy juum waaye gërëm nañu ñëpp sant nañu ñëpp di ñaan yàlla nañu yàlla defal jàmm waaye am na loo xamante ne bu ñu defee émission ba jóg te waxuñu ci day mel ni dafa doon lu ñu gëmul muy li nga xamante ne moo nekk ci dëkk bi muy balaa bi moom la ñu waroon ubbee nga xamante ne feebar la boo xamante ne damay wax ne yàlla moo ko wàccee ci àdduna bi ñu ngi ñaan yàlla na ko yàlla teggi lépp loo xamante ne musiba la ak balaa ak feebar boo xam ne feebar bu mu mën a doon yàlla na ko yàlla simpi daal di koy jële ci àdduna bi moo xam fa mu koy yóbbu ba du laalaat environnement bi du duggaat ci àdduna bi yàlla xam na ko yàlla nañu ko yàlla defal vraiment ñu ngi massawu ñi nga xamante ne feebar bi dal na ci seen kaw ñi ñu wax ne ñoo ci génn àdduna yàlla na leen yàlla xare aljana te mu yem ca te mu yem fa sëkk yàlla mën na ko yàlla def vraiment di dellu siwaat rek di leen gërëm di leen sant te di leen ñaanal jàmm te di ko ñaanal Yoff gépp di ñaan yàlla wesaare jàmm ci àdduna bi yëpp subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wa salaamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim. amiin donc mu nekk kàddu Seydina Issa Laye donc ñu koy rafetlu bu baax a baax donc waxtaanu daal nii rek la daal donc Ngor Plus lii la fi nekk si sur la communauté lébu noonu laa koy expliquer parce que dañuy gis loo xamante ne peut-être suñu ko waxtaanee fii nii peut-être dina am suite. peut-être dina am loo xamante ne peut-être état bi dina ko dégg comme Ngor Plus c'est une télévision nationale via même internationale avec les réseaux sociaux donc peut-être état bi dina ko dégg pour saafara jàngoro ji nii parce que jàngoro saafara ko moo gën ngay toog di ko nabbi ne ba mu luy jural beneen jàngoro donc loolu moo nekkoon les premières réactions yi nga xamante ne ñoom ñoo intervenir par rapport ak fait bi mooy non au bradage des terres de Yoff par le collectif des mouvements et associations pour la défense des intérêts de Yoff donc loolu aussi bu ñu ko waxee aussi dafa am suñu xel day dem ci benn jëmm boo xamante ne aussi moom defe naa Yoff moo ko tax a jóg bu ñu nee Yoff moo ko tax a jóg c'est parce que moom day exercer wu di jël ñaxaam di jël alalam di jël ressource am lépp lu ma mënta am nee na moom Yoff moo ko gën a loolu noonu te loolu noonu moo tax nag dañuy dem ci moom pour wax ko pour moom mu joxe un peu le mot de la fin de l'édition spéciale bi c'est le litige foncier de l'aéroport te moom aussi mu nekk nombre tànk fii ci Yoff à l'image de saltige Mamadou Mbeng donc saltige Mamadou Mbeng yow la ñuy jox kàddu gi.
pour que nga wax ñu un peu ce mot de la fin par rapport ak lii fi jub yëpp ci édition spéciale bi. wax bi defe naa du sori vraiment ñu ngi sant ñi nga xam ne collectif bi ñoo daje woon doyloo leen pour ñu wax sunu kàddu te àdduna noonu la vraiment rafetlu nañ intervention yi yal na leen yàlla fay ñi ñu ko àndal ñëpp mais ngeen muñ lu baax ku ko bëgg foo nga muñ lii ngeen di def yombul xëy ne nañ laajal Yoff lu mu yokkoo yéene ko nepp si mbedd mi di ko wax ku kenn sañul dem si mbedd mi di wax le contraire kaay leen ñu ànd ut demander président de la république pour mu jox Yoff mu yokk xat dañ yéen a ngi si mbedd mi di ko wax ku wax le contraire rek na génn si biti wax ko kon ñu sant yàlla li ñuy laaj nag kiñ koy laaj moo ko war a joxe mooy le président de la république am na ku ko fi représenté moom muy maire bi sunu frère la sunu mbokk la waaye taxawaayam dafa des wax ngeen ko ñaan nañ ko audience loolu lañ mën mais li ma jaaxal mooy ñi ko wër ñëpp koo dajal mu ne daf leen war a recevoir li ngeen di xeex c'est légitime du ma lim ay tour bari na ñu nekk si booram di ko jàppale ñu bari ne nañ daf leen war a dajeeg yéen ngeen waxtaan ba pare li ngeen di xeex c'est légitime wallaahi c'est légitime li ñuy wax li ñuy dox te xaaruñu si dara yal leen yàlla fay bi si des ñu nuyu ñëpp sant ñëpp parce que ñun de duñu ñuy dox si lu amul kilifteef loolu yàlla dindi na ko sunu jikko li ñuy def ni bu ñu si amuloon ndigalu waa Yoff duñ ko woote duñ ko dox 6 mois ngi ñu ngi koy dox amul ku ñu seetul ku ñu seetul rek na génn ne seetuñu ko si kilifa amul du kuréel ju mag gi du amul ku ñu seetul kon loolu te koo dem la nga sa wax sax moom dina la si wax loo xam ne yow boo woon tëdd sax doo tëdd kon c'est légitime wallaahi kon ñu ngi sant yàlla te loolu président moo ko war a joxe nañu ko jox loolu moo gën a yey même bu ko sunuy maam bàyyiwul woon ñuy joxe aéroport bi fii géej gi di avancé dëkk bi xat bu demee bay joxe mais na jël 100 hectares jox ñu non 500 nañu jox 100 hectares président mën na ko mën na ko na jël Yoff jox ko joxaale Ngor joxaale Wakaam loolu moo jaadu wallaahi mais li nga wax dafa am solo mooy lotissement bu ñu def rek ñu jël ay kilifa jox leen ñi ñaari parcelle ñi ñeent mais loolu moo jaaduwul loolu àq boobu nan la ko nit mën a yenoo lotissement bu ñu def jox la 4 parcelles nga jaay tabax nit ñi ko xam ne ñooy les ayants droit di gën a ndóol loolu jooju àq ku ko nar a yenu sax moo xamoo sax yàlla fi muy mujjeeg yow kon yàlla ñu yàlla dimbali vraiment ñaanal ñëpp lii ñuy def nag suñu ndigalu kilifa lañ ko defee suñuy kilifa muy imaam ratib muy fa imaam limaamu muy coutume bi ñun ay ndom bi tànk lañ dañu takk ndom bu tànk saltige légitimement sëriñ Yoff nga lay toog bàyyi yusu ndey ci réew alibé ngi toog ñiis des soo ñooy suñuy doyen amul kuñ ci seetul amul am na délégation yu ma fekke am na yoom ne fekke mais amul kuñ ci seetul lu ne dinañ ko dégg dañ leen jox parcelle dañ leen korom Seydina Issa nga koy wax dañ leen nàngam waaye lu baax ku koy dox il faut nga dégg lool kon ñu sant jëf baara ñu ngi lay sant vraiment li nga ñu offrir ni buñ ko doon fay dinañ ci fay millions yu bari parce que communication boo xam ne yaa ngi ñu jox ñu wax presque ñaari waxtu loolu buñ ko doon fay xaalis bu weex tal lañ ciy fay kon loolu deret moo tax nga def ko ak mbokk moo tax nga def ko kon yàlla la yàlla fay li nga yóotu sa télé bi yàlla na ko yàlla defal Seydina Issa wax na ko ñi si jàpp bari na ñi ñu conseillé bari na li ngeen di def ñi bëgg lu baax ñëpp foo dem ñu ne c'est bien góorgóorlu leen dinañ ñu ngi leen di ñaanal taxaw leen ah loolu rek tax na war naa tax ñu taxaw bu fekkee foo jaar fukki nit ñoo dajal juróom-ñeent yi ne la li ngeen di def c'est légitime na ngeen ci góorgóorlu na ngeen ci taxaw kon kay baax na kon yàlla ñu yàlla jàppale ñu gën a seere la waaw li ñu war a def si ay yi si topp yëpp dinañ ko def am na yu ñu préparé am na yoo xam ne ñu ngi koy waajal pour mu dem a dem ba si kilifa yi loolu yëpp yàlla na ko yàlla mottali ñaanal ko moo plus yàlla na ko yàlla yokk sant Seydina Issa
sant njabootu maam Limaamu gi ma bàyyi ñëw teewal leen fi vraiment ñun ñii moom bàyyi Youssou mën naa wax ci coutume bi man naa see wax coutume bu Yoff mën naa leen waxal ñoom ñëpp dama leen respecté jox leen ab cër ñoom ñëpp mën naa wax seen baat bu fekkee li ñu wax dëgg la ci ñoom mën naa wax seen baat te maa wax seen baat fii mooy ne li ñuy wax ni ñoom ñoo ci war a jiitu ñu topp seen ginnaaw maire bi jiitu ñu topp ci gannaaw te noonu la war a demee parce que bu politique ñëwee dañu am seen fayda maire bi day ñëw ne may seen mbokk day ñëw ne may seen mbokk dañ may xeex jàppale leen ma waa comme bu jaaxlee ñëw ne may seen mbokk jàppale leen ma ñun suñu bët xonq kon mooy suñu mbokk na ñëw jiitu ñu topp ci gannaaw. wasalaam. waaw donc loolu mooy le mot de la fin de saltige Mamadou Mbengue donc mu nekk aussi comme ni ma ko waxee sànq rek moom lépp lu soxal Yoff da si taxaw te bi ma gisee la défense des intérêts de Yoff moom laa jëkk a xalaat te moom moo si jëkk a interpellé pour que ñu def émission bi man aussi ma koy nuyu au passage pour dire que moom aussi si sama parrain la à travers ce média là muy Ngor Plus donc am na ay jéego yu bëri yu mu si def si ay conseils si ay xalaat tax leneen ak leneen donc ñu ko si remercier en même temps aussi di remercier aussi assistance bi ñi fi toog ñëpp di suivre émission bi di remercier aussi tous les téléspectateurs de Ngor Plus di leen wax ne Ngor Plus c'est ça lii mooy Ngor Plus awma laneen xawma laneen donc sama mbokk laa xam sama mbokk laa bëgg a àndal muy la communauté lébu donc comme ni ma koy waxee dama doon émission man maa koy jël defal ko sama bopp parce que je connais les réalités de ma communauté muy la communauté lébu donc nag si kàddu yooyu noonu lañ leen di tàggoo di leen jox dig daje ba beneen yoon di leen remercier à la prochaine